guddi gi maam moomee guddi gi ñoom ñoo ko moomee mbay guddi gi yàgg na neex na te metti na te dëgër na kaj loolu affaire bu garaaw la xale xamu ko loolu dafa am miel am plante boo xam ni su guddi gi xaajee la tudd dañ ne 45 minutes avant laalal ñaari cuillère boo laalee ñaari cuillère xoolal da ngay bëri doole da ngay bëri doole guddi gi neex lool yàgg lool livraison à domicile c'est possible kon li may wax xam ngeen lan la miel la ak ay plante loolu nag mi ngi jugee Paris mi ngi tudd la nuit nous appartient la nuit nous appartient wooteel 77 751 59 59 ñi ngi bàyyeekoo Sacré-Cœur 3 ñu livré la ko yée guddi gi day neex lool. Merci de nous rester fidèles, amis internautes, vous qui avez l'habitude de nous suivre partout à travers le monde sur la chaîne des grands événements VIP People TV, comme son nom l'indique, s'informer juste c'est vrai. Comme ni ma koy faral di waxee saa yu ngeen abonné bu leen fàtte di bës cloche de notification bi ngir ngeen mën a jot yeneen vidéo en exclusivité am mbégte maneex del soit tey di àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre atum 2025 indi leen beneen numéro actu du jour comme nuñ koy defee saa su ne xool li gën a fës ci xibaar ñu daal di koy saytu taataan ko segg ko xorom fàcc ko indi ko wisax leen ko fii sur la chaîne des grands événements VIP People TV fi ñu koy tàmbalee tey di àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre atum 2024 dañuy dem seeti ki nga xamante ni mooy le chanteur du peuple le digne héritier de son père di Wally Ballago Seck ginnaaw nag rumeur yi nga xamante ni daal jamono ji ñi ngi percé jëmale ko daal sur la toile ginnaaw nag lépp loo xamante ni ñu ngi koy annoncé daal ci ay poursuites judiciaires yoo xam daal dañ ko teg ci ndodd ki nga xamante ni mooy woykat bi di Wally Ballago Seck ginnaaw nag ñenn ñi dem nañu sax ba ne dañu lancé daal li nga xamante ni mooy mandat d'arrêt international boo xamante ni Wally Seck fépp fu mu ko gis dañ ko war a jàpp ginnaaw nag bi nga xamante ni mi ngi nekkoon foofu ca bitim réew ñu bëri sax dem nañu ba ne Wally bu mu ñibbisi ndaxte su ñëwee ci aéroport boobu lañ koy toroxalee foofu lañ ko bëgg a jàppee. loolu yëpp nag tey jii jàpp naa ni que daal ginnaaw nag information yoo xam ne daal jot nañ ko relayer daal fan yu ñu génn jëmale ko daal ci mandat d'arrêt boo xam ne daal dañ ko teg ci ndodd ki nga xamante ni mooy woykat bi di Wally Ballago Seck suñu sukkandikoo nag si suñu source daal mi ngi xamal que daal amul benn mesure boo xamante ni jamono ji lii di justice daal jël na ko teg ko ci ndodd ki nga xamante ni daal mooy Wally Seck contrairement ak rumeur yi nga xam ne daal jamono ji ñu ngi koy dégg lépp loo xamante ne daal dafa soxal ay poursuites judiciaires amul benn boo xamante daal jamono ji pesé wu na daal ci kaw woykat bi di Wally Ballago Seck ginnaaw nag bi nga xamante ni daal lii nga xamante ni daal mooy turam jamono ji ñu ngi koy gis daal muy apparaître bel et bien jëmale ko daal ci benn rapport u CENTIF muy cellule nationale de traitement des informations financières amagul daal benn procédure boo xamante daal dafa soxal wàllu justice boo xamante ni fii may wax ak yéen engagé nañ ko daal jëmale ko daal ci turu kii nga xamante daal mooy Wally Ballago Seck suñu sukkandikoo nag suñu source bi nga xamante ni daal moo ñu daal di biral li nga xamante daal mooy information bi mais ginnaaw nag lépp loo xamante daal mën nañ ci jàpp daal benn mbir la daal boo xamante daal dañ ko njort daal que li nga xam ne daal mooy wàllu blanchiment de capitaux daal bi nga xam ne daal moom le rapport u CENTIF bi daal di gis daal jëmale ko daal ci rapport bi nga xamante ni génne na ko daal moom poussé kii nga xamante daal mooy Wally Ballago Seck di le chanteur du peuple le digne héritier de son père ci benn vidéo boo xamante ni moom ci boppam moo ko def mu daal di xam ne que daal day suspendre daal lépp loo xamante ni dafa jëm ci li nga xamante ni mooy activité musicale am ci benn durée boo xam daal bu indéterminé la jëmale ko daal ci xaar li nga xam daal mooy ay éclaircissement ñu indi ko daal ay leeral jëmale ko daal ci li nga xamante ni ñu ngi ko ciy tudd ba tey suñu sukkandikoo ci suñu ay information am na yeneen personnalité nag yoo xamante ni daal yu premier plan la ñoom peut-être tey mën nañ leen entendre ci cadre li nga xam daal mooy enquête bi nga xamante ni jamono ji dafa nekk en cours ginnaaw nag bu mu bàyyee daal leen pesager jëmale ko daal ci li nga xamante ni mooy développement ci ay fan yu ñëw lu ñu mën a bëral daal mooy jamono ji may wax ak yéen amul benn poursuite judiciaire boo xam daal teg nañ ko ci ndoddu ki nga xamante ni mooy Wally Ballago Seck ni mandat d'arrêt boo xam daal teg nañ ko ci kawam ginnaaw nag bi nga xamante ni rumeur yi ñi ngi daal di persister fan yi yëpp jëmale ko daal ci toile bi ba tey ci seen acte du jour di àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre atum 2025 suñ jógee ci kaw Wally Ballago Seck dañuy ñëw ci affaire kii nga xamante ni mooy Mbagnick Diop di président mouvement des entreprises du Sénégal bi naaw nag bi nga xamante ni convocation foofu jëddik ak li nga xamante ni mooy garde à vue mujj ko daal bàyyi mu dem ñibbi këram jëmale ko daal ci benn liberté provisoire boo xamante daal jagleel nañ ko kii nga xamante ni moo jiite mouvement des entreprises du Sénégal di affaire Mbagnick Diop ginnaaw nag ay sources yoo xam daal yu leer la démb nag bi ñu gisee information bi daal ñu daal di koy publier ki ko relayer nag di site boobu di Seneweb dafa ne woon daal li nga xamante ni mooy jàpp bi nga xamante ni jàpp nañ ko
ko Mbagnick Diop dafa am lien ak ki nga xam daal mooy le chanteur du peuple di Wally Ballago Seck ci seen actu du jour fii ci VIP People TV nag ginnaaw bi ñu creuser information bi gëstu ko jàpp nañu ko daal que li nga xamante ne daal mooy convocation bi ñu convoqué woon ki nga xamante ne mooy Mbagnick Diop di président du MEDES taqeewul laalewul benn yoon ak li nga xamante ne tey jii mooy chanteur bi di ki nga xamante ni mooy Wally Ballago Seck amul dara aussi loo xamante ni taqee na ko daal ci li nga xamante ni mooy état bu Sénégal donc doon na daal benn convocation boo xamante ne simplement ci benn affaire boo xam daal affaire bu privé la moo taxoon daal ñu wóolu ki nga xamante ni mooy président du mouvement des entreprises du Sénégal di Mbagnick Diop kon nag contrairement ak ñi nga xam daal yenn site information biral nañu daal xibaar bi gëm leen ni ko daal que li nga xamante ni mooy convocation Mbagnick Diop dafa lié daal ak li nga xamante ni mooy affaire bi di affaire Wally Seck fii nag ci VIP People TV ci actu du jour ñu ngi leen di xamal daal que li nga xamante ni mooy convocation Mbagnick Diop amul dara loo xamante ni daal taqee na ko wala laale ko jëmale ko daal ci affaire ki nga xamante ni mooy Wally Ballago Seck taqeewul ak dara aussi ci li nga xamante daal moo naam mooy affaire ki nga xamante ni tey jii mooy état du Sénégal moom mi di président du mouvement des entreprises di Mbagnick Diop ginnaaw nag bu mu génnee démb daal libre ci kanamu ki nga xamante daal mooy le procureur ak juge d'instruction jëmale ko daal ci audition boo xam daal doxoon na seen diggante moom ak bi nga xamante ni mooy procureur bu nekk foofa ca parquet financier ginnaaw loolu nag suñ ci sukkandikoo kii di Mbagnick Diop ginnaaw daal buñ ko dégloo ci benn cadre enquête boo xam daal dañ ko diligenté woon jógee foofu nga xamante ni mooy pôle judiciaire financier ñu ngi leen di xamal daal amul dara loo xamante daal taqee na koog Wally Ballago Seck wala état bu Sénégal ginnaaw nag bu mu doonee daal benn affaire boo xamante ni c'est purement et simplement privé ginnaaw nag coow li bare woon nag ginnaaw nag ci li nga xamante daal ñu bare dañu gëmloo ne woon daal que convocation bi nga xamante ni moom la ñu convoqué kon président Mbagnick Diop di président du MEDES dafa lié ak affaire bi nga xamante ni daal ñu ngi koy toppee ak Wally Ballago Seck ginnaaw nag bi ñu ko visé jëmale ko daal ci li nga xamante ni mooy benn information judiciaire bi nga xam daal dañ ko ubbi par le juge du premier cabinet bu nekk foofu ca parquet financier ginnaaw nag ki demande parquet financier bi amul dara loo xamante ni tey jii doon na lu am importance pour que ñu rétablir li nga xamante ni mooy dëgg bi encore ñi yëkkati daal li nga xamante ni mooy benn équivoque boo xamante daal dafa lié ak li nga xamante daal mooy honorabilité ki nga xamante daal mooy président du MEDES di Mbagnick Diop ginnaaw nag lépp loo xamante ni soxal na convocation bi amul dara loo xamante ni daal jote na daal ak affaire ki nga xamante ni mooy Wally Ballago Seck encore moins li nga xam daal mooy état du Sénégal comme ñu bare daal nuñ ko déggee woon jëmale ko daal ci li nga xamante ni daal mooy ay rumeur la daal yoo xamante ni daal ay yàqkatu der ñoom ñoo ko tegoon mu doon daal benn chef d'entreprise boo xamante ni tey jii dañ ko xam jëmale ko daal à travers le pays et à travers l'Afrique à travers le monde lu ko waral nag ci ay action yoo xam daal mi ngi koy def ci faveur li nga xam daal mooy créer ay emploi ba noppi daal di offrir li nga xam daal mooy benn vindic jëmale ko daal ci populaire ginnaaw nag amul lapp loo xamante ni tey jii benn chargé la boo xam ne daal retenir nañ ko contre ki nga xamante ni mooy Mbagnick Diop dafa doon daal li nga xamante ni mooy benn gestion boo xam ne daal dafa jëm ci wàllu deniers publics wala quelconque responsabilité boo xam ne daal dafa soxal li nga xam ne daal mooy état bu Sénégal ba tey suñu sukkandikoo ci li nga xamante ni mooy convocation bi dafa relevé wu daal jëmale ko daal ci li nga xamante ni mooy benn affaire boo xam ne daal affaire privée la mu doon benn convocation boo xam ne daal signifiewul dara lu dul kii nga xamante ni est-ce que coupable la wala du coupable tey nag lépp loo xamante ni mën nañ ko def daal ci convocation jëmale ko daal ci bien moyen en tout cas doon na daal benn victime boo xamante ni daal tey jii mën nañ jàpp daal benn bête bu méchant moo nekkoon foofu daal pour souhaiter ko pour que mu dem foofa ca kaso ba ginnaaw nag ki nga xamante ni maanaam muy décideur économique nekk daal ci bopp entreprise yi nga xam daal mi ngi créer ay emploi jëmale ko daal ci wàllu investissement mooy li nga xam daal mënoon nañ leen ko indil daal ci ay leeral jëmale leen ko daal ci dossier bi nga xamante ni moo soxaloon convocation président Mbagnick Diop bu MEDES amul dara loo xamante ni tey jii taxee na ko wala laale ko jëmale ko daal ci mbirum état bu Sénégal néanmoins encore ki nga xamante ni mooy Wally Ballago Seck jëmale ko ci rapportu Sen-TV bi nga xamante ni tudd nañ ko ci mais du dara lu dul ki nga xamante ni benn affaire boo xamante ni affaire privée la bañ ko dégloo nag amul benn charge boo xam ne daal teg nañ ko ci ndodd ba tey ci seen acte du jour di àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre atum 2025 fii ci VIP People TV suñ fa jógee dañuy dem ci cas ki nga xamante ni mooy l'honorable député maire de Agnam di Mouhamadou Ngom ñu gën ko xam ci turu Farba Ngom ginnaaw nag bi nga xamante ni lii di rapport d'expertise bu jëm daal ci wàllu li nga xamante ne mooy wérgu yaramam ñii di ay avocat am dugaloon nañ daal li nga xamante daal mooy liberté provisoire pour que ki nga xamante ne mooy seen client mën a dem faju yi tranquillement même suñ koy def résidence surveillée ñu defal ko lii du juge bi daal dafa daal di bañ li nga xamante daal maanaam mooy lii di liberté provisoire bi daal di confirmer daal que li nga xam daal mooy transfert am fële nga xamante ni daal mooy ca pavillon spécial bu nekk foofa ca hôpital de Dantec ginnaaw nag moom mi nga xamante ni mooy président du collège des juges d'instruction financier dafa mujj daal
di rejeter li nga xamante ni mooy demande de mise en liberté provisoire boo xam ne daal ñii di avocat Farba Ngom dugaloon nañ ko biñ koy inculpé nag jëmale ko daal ci wàllu escroquerie boo xam ne daal dafa porté wu daal ci li nga xamante ni mën nañ ko tuddee deniers publics ginnaaw loolu nag placé woon nañ ko sous mandat de dépôt depuis le 27 février 2025 jëmale ko daal ci benn ordonnance boo xam ne daal ñi ngi ko daté woon le 12 septembre kii di magistrat bi daal mi ngi fàttalu que lépp lu soxal lii di libération bi jamono ji kenn envisagé wu ko jëmale ko ci lépp loo xamante ni ay conditions la jëmale ko ci remboursement de fonds boo xamante ni daal jàpp nañ ko daal dañ ko détourné muy versement boo xamante ne muy caution bi ak li nga xamante ni mooy rapport médical boo xamante daal dinañ koy conclure jëmale ko daal li nga xamante ni mooy incompatibilité état de santé am jëmale ko daal ci li nga xamante ni mooy lien de détention boo xamante ni moom lañ ko teg ba tey suñu sukkandikoo daal ci ay experts yoo xam daal dañ leen daal di commettre par li nga xam daal mooy état de santé bu ancien député amul dara loo xamante ni daf ko justifié wu daal ci benn remise de liberté provisoire mu nécessité daal benn suivi médical ñu daal di koy renforcer juge bi donc dafa sukkandiku daal pour confirmer daal li nga xamante ni mooy transfèrement kii nga xamante ni daal mooy l'honorable député maire de Agnam Farba Ngom ci pavillon spécial daal di estimé daal que li nga xamante ni mooy prise en charge hospitalière am daal dina constitué daal benn solution boo xam daal moo gën a approprié jëmale ko daal ci stade bi nga xam daal moom la ñu toll ci procédure bi kon nañu jàpp ni que daal ñëpp ku doon xaar ni que daal Farba Ngom ñu daal di koy may liberté provisoire pour que mu dem faju ji malgré nag li nga xamante ni mooy caution bi nga xamante ni teg na ko ak li nga xamante ni tey jii mooy dossier d'expertise bu jógee ci li nga xamante ni mooy médecin yi moom juge bi daal sukkandiku na daal ci loolu nee na loolu warul mën a tax mu may ko liberté provisoire mais lenn daal la mën a confirmer mën nañ ko transférer fële nga xamante ni mooy ci pavillon spécial pour que mu continuer daal di faju foofu ba tey ci seen acte du jour di àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre atum 2025 dañuy desandi daal ci kaawu Farba ginnaaw nag bi nga xamante ni ba tey jii daal nañ ko bëgg a maintenir foofu en lien de détention moom mii di juge bu nekk foofu ci parquet financier sàkku na daal di rejeter lii di liberté provisoire am pour que ñu transférer ko fële ci pavillon spécial comme ni ko avocat mi sàkko woon ay militants sympathisants kon nañu jàpp ni que daal loolu mënatul ne ci biir loolu nag kii nga xamante ne daal dafa bokk ci parti bi di Pastef bokkoon ci forces spéciales yi di Pape Ousmane Seck moom daal dafa def ay révélation yu doy waar jëmale ko daal ci kii nga xamante ni mooy l'honorable député maire bu Agnam di Farba Ngom dama bëgg nag ñu déglu ji grave révélation yoo xamante ni moom mi di Pape Ousmane Seck dippee woon boppam force spéciale wax na ko daal jëmale ko daal ci Farba Ngom ñu dellu si waat. Quand cela prouve que Ousmane Diagne il faisait son boulot. non mënul nekk fa ñu koy fay quand même ak li xew li mu def mais dafa yéex. dafa yéex xam nga loo xam ne si mënoo quand même mënu fa nekk. ñun daal lenteur bi moo leen métti ci moom daal parce qu'il gouverne ce pays là il devait subir le même sort la ñu def waa naa ko ci Rusulaay ñu nekk Népal defuñu ko ñi liñ sàcc ci ay milliards. dinaa la wax benn cas. Farba Ngom. ki mu amaloon problème. ba ñu jàpp ko mu ñu ne dafa jël xaalis mu dugg ci kaso beeg yooyu ñu koy wax maa ngi ñoo bokkoon benn chambre. yéen a bokkoon benn chambre. bu la expliqué ci Farba Ngom. li mu yor nee na ma Ousmane néeg ba mu fees xaalis. la Farba moom mu ngi may dégg. néeg ba mu fees dala xaalis nee jour bi ma ko vidéo ba ma ko wanee sama jabar dafa yuuxu. billaahi wallaahi li wax nee sama jabar dafa yuuxu ndax mus ta gis loolu néeg ba mu fees dell ak xaalis. te pourtant kooku kenn jugé ko te xam nga lu ñu koy tumal dañu dafa jël 900 millions. il n'a jamais été jugé. te génn tranquillement nee na ma Ousmane nee na ma billaahi mos na maa déchargé xaalis boo xam ne ça fait 1 mètre sur 1 mètre boo xam kenn découpé ko c'est pas encore découpé. ah bon barki salaatul faati wax na ma la ak ajuma tey jii. kon tuuma yi ñuy teg ci kaw Farba ci rapport bi. kon teel a ajuma. man aftaar bi Cheikh la du ma wax nee na ma Ousmane man déchargé naa xaalis boo xam ne dafa tàng jëpp mu wóor ni lii machine bi ko doon imprimé. dafa tàng jëpp billaahi walaay wax na ma lii. kon lu ñu koy tuumaal ci ak li nga wax ni kon dafa mel ne da nga bëgg a wax ne. li ñu koy tuumaal dëgg la sàcc la. APR ñëpp sàcc lañ tous c'est des voleurs APR dañ ko war a tas c'est que man fa laay meree sama gars yi APR dañoo war a tas APR ñii c'est des ñii sont pires que des voleurs il devait pourrir en prison ma wax ñu naan dañ koy wax liberté provisoire yow ñaata nit ñoo feebar ci kaso fee amuñu liberté provisoire ñun ñu nekkoon ci kaso bi kenn mosu ci am liberté provisoire Pape Mamour Seck dañ ko mos a def liberté provisoire te pourtant feebaram moo gën a grave Farba tey mujj yoon moom dinañ ñëw après ci dama lay expliquer rek ñii c'est des voleurs ils doivent être traduits condamnés à vie loolu tant que duñ ko def sàcc jóge ci réew mi ma xamal loolu bu ñu ko deful mooy waa Pastef yi mën nañ def ëllëg kenn ko parce que nit ku nekk da ngay men
men nga ko avant ngay xam Ousmane Sonko man na may men man Ousmane Seck sama caractère ak na ma man ba may xam dama koy àndaale ci koy anam mais na mën naa ko je sais pas Sonko ki mooy fabriquer nit ñi de ce fait il faut donner des exemples Farba Ngom boobu su ma la waxee li mu def waa ji mu wax lii dama Ousmane xaalis dama naan bu déchargé ay paquetu xaalis yoo xam si c'est pas encore découpé loolu c'est loolu ça veut dire que ça suppose que non ça suppose que est-ce que du amuñu ba defar nu ay faux billets billahi wala wax la ma loolu billahi moo tax maa ngi invité gouvernement bi comme ñu traduire ce qui APR nañ ko tas et tout ce que ñi nekkoon ci affaire bi yëpp qu'il soit traduit en parce que xam nga tey Farba jamono ji ñu ngi naan dafa feebar parce que ñu pas moom c'est feebar ba tey juge bi nangu na pour ñu yóbbu ko pavillon spécial mais daf ko bañal liberté provisoire mu war ñu ko sa yóbbu sa pavillon spécial fa mu nekk ci kaso wér gi yaram aussi mais fii ñëpp ñun ñoo waaw mais xam nga tey même aussi que bu dee même tey xam nga tey même bu nekkee amoon na si jamono ñu nekkoon ci prison bi am na ñu am te ne aussi feebar nañ ñu génnee leen ci prison bi ñooñu ci wax ma ci kenn ci détenu politique yi dama koy amul problème détenu politique kan moo ci mës a feebar 2000 la woon kan moo ci mës a feebar mais xam nga ki feebar ba ay document ay dossier médical wane ne kii mënatul nekk prison en principe waratu fa toog dañ ko war a génne waaw ne serait-ce que même pavillon spécial boobu parce que loolu aussi humanité la mais les humanité ba ngay sàcc àll réew mi da ngaa xalaat yi humanité dañ bàyyi wax yooyu c'est que li mooy affaire tappale c'est que ñun mooy man ak yow nga xam on fait partie de la du peuple ñun ñoo war a bañ yooyu foofu war ñu sax développer ces idées là c'est que journaliste Sénégal loolu mooy seen problème lan mooy humanité yow nga fekk la ñu waroon a tabax ay hôpital war ko tabaxee ay école war ci faj sama yaay sa yaay yow kenn lekk ko tëdd kaso bi di dee la ñu ne humanité la d'accord nga ci loolu non da nga jàpp day tappale day tappale dara jotu ko dañuy fenn billahi walaay dara jotu ko ndax ba muy sàcc dara jotu ko ba muy sàcc dara ko jotoon dara jotu ko ku ma tegal kaamiwaat ne dara jotu ko billahi walaay talaay waaw su ko ne dara jotu ko te chambre yi leen dugal sax man li ñu war a njëkk a def mooy maa ngi interpellé état bi am na ñoo xam si léegi bu ñu sàccee bu ñu jógee kaso dañuy neexal il paraît que dañuy neexal gars yi ñu yóbbu leen ci chambre yi baax Farba ñooñu ñoom li gën a grave ñoom ñu waa APR yi sàcc yi ñu jot jàpp ci chambre yi gën a baax ci kaso fa lañu nekk mais pour que les Sénégalais qui ont volé des petites choses yoo xam ne du dara man je connais un gars boo xam si un certain Modien dëkk naa mi ngi dëkk amoo téléphone de 4000 francs lañ ko téye kaso presque 5 ans presque 5 ans billahi ba may jógee ci kaso fa laa ko bàyyi xaw ma tax génn te ne Ousmane jëluma ko kon ñoo ko déggandoo muy kàddu Pape Ousmane Seck bokk ci parti bi di Pastef bokkoon ci ñi nga xamante ni ñooy forces spéciales yi ci événement yi fi amoon de mars 2021 ba février 2024 moom Pape Ousmane Seck di frère ci ki nga xamante ni mooy Ousseynou Seck Akhenaton def na daal ay révélation yu doy waar jëmale ko daal ci ay accusation yoo xamante ni yu yéeme la ginnaaw nag li nga xamante ni mooy Ousmane Diagne nekkoon ministre de la justice jëlee nañ ko fa daal di koy remplacer kii nga xamante ni maanaam mooy Yacine Fall moom jàpp ne ko daal que kii di Ousmane Diagne mi ngi doon def liggéeyam waaye dafa yéex ginnaaw nag bu mu ñëwee ci kaw Farba moom daal nee na am na benn détenu boo xamante ni ñoom ñaar ñoo bokkoon li nga xamante ni daal mooy chambre moom moo ko xamal ko daal ba mu demee kër Farba daf ko woon daal benn néeg boo xamante daal dañ ko duyu xaalis ba mu fees del jëmale ko daal won na ko daal benn coupon boo xamante ni xaalis la boo xamante ni kenn daggoogu ko sax 1 mètre sur 1 mètre la mu doon daal ay wax yoo xamante ni yaakaar naa ni waxu yu daanu ci saret la ndaxte nit koo xamante ni tey jii defaroo xaalis liggéeyoo xaalis naka nga mën a yoree ay coupure xaalis yoo xamante ni ba tey jii kenn daggu ko ak nit naka la mën a yoree tey jii xaalis fii ci Sénégal duy ko ci néeg ba mu fees del alors que yoroo banque yoroo dara banque yi fi nekk sax soo demoon doo fa fekk néeg boo xamante ni dafa fees del xaalis kon yaakaar naa ni accusation yi nga xamante ni tey jii mi ngi pesé wu daal ci kaw kii nga xamante ni daal mooy l'honorable député Farba Ngom mën nañu jàpp ne que daal loxo politique daf ci nekk ndaxte moom mi di Pape Ousmane Seck bokkoon ci force spéciale tey jii ban renseignement moo ko mën a jox ni ko daal Farba dafa am néeg bu fees del xaalis est-ce que tey Farba su amoon néeg bu fees del xaalis état du Sénégal dinañu bàyyi Farba ci kaso ba te duñu def perquisition ci këram dem ubbi ji néeg boobu jëlee fa xaalis ak xaalis boobu nga xamante ni transité na ba dug mën a xaj ci néeg ba mu fees del xaalis boobu fan lañ ko jaarale xanaa ci ay conteneur yooyu fan la jaar kon donc doon na daal ay wax yoo xamante ni ay waxu ku daanu si saret la na Olof Njaay di ko waxee nag wax su wéree nopp yi koy dégg war a wér wax su feebaree tamit nopp yi koy
dégg war a wér ginnaaw loolu nag nee na ñi nga xam ne daal ay anciens dignitaires lañu ñoom ñëpp ay sàcc lañu dellu suñu sax bay dutewu daal ci li nga xamante ni mooy feebaru Farba Ngom boo xam ne daal ay rapport d'expertise ñoom ñoo ko génnee doon ay médecins yoo xamante ni yu assermenté lañu muy collège des professeurs yoo xamante ni dañoo jàng seen xam-xam màcc ci loolu moom ci boppam dafa weddi noonu nee na Farba dara jotu ko maanaam ab sàcc bu mag la ñi nga xamante ni mooy anciens dignitaires yi ñoom ñëpp ay sàcc lañu kon justice bi ñu soxla daal mooy mu jàppal leen sàcc yëpp boobu ba tey nag ñi ngi wax sàcc ëpp na fukki at mais ba tey ji ñu jàpp ñëpp génneeguñu kenn ci ñoom koo xamante ni justice daal dina lay àtte ba ne lii nga sàcc wala sàccoo la ba tey jii kenn ci ñoom du ko génnee lu dul si ay supposition ay rumeur ak ay accusation yoo xamante ni moom la ñuy continuer di ko mu tukkee daal ci ràmmiñu ki nga xamante ni mooy Pape Ousmane Seck bokkoon ci force spéciale yi nga xamante ni jàmpoon nañ leen fii ci kaso bi jamonoy ëmët yi nga xamante ni amoon na fi daal ci manifestation yu taroon yoo xamante ni amoon na fi jamono ji nga xamante daal Pastef jàppoon ni ko daal dañ ko complot moom Pape Ousmane Seck ñëwaat na tey ji daal gëmloo ni ko daal waa APR ñëpp ay sàcc lañu est-ce que moom tey mën na prouver lan lañu sàcc ak lan la ñu sàccul du ko mës a prouvé ba illaa yow mi dina pourquoi ay nit bëgg a taxaw di jiñ ñi sàcc alors que justice kese moo mën a gis ni que kii sàcc na wala sàccul ba tey ji amul benn procès boo xamante ni taxaw na ba ñu ne kii kat ci APR la bokkoon jàpp nañ ko daal juge àtte na ko fekk nañ daal lii la sàcc àlul Sénégal kon wax ji la ñu war a bàyyi xam na ni que tey ji lu ñuy wax dañ ko sukku rek ci ay accusations yoo xamante ni ba illaa yow mi dina du ñu génnee benn preuve ba tey ci seen acte du jour di àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre atum 2024 suñu jógee ci kaw Farba Ngom dañuy dem ci kaw beneen détenu boo xamante ni moom it victime la jëmale ko daal ci régime mu parti Pastef muy l'ancien directeur général de la LONASE nekkoon fi ministre des sports di Lat Diop ginnaaw nag bi nga xam ne daal arrêté nañ ko placé ko sous mandat de dépôt jëmale ko daal ci présumé corruption boo xam ne daal doxoon na ci digganteem ak ki nga xamante ni mooy ex patron bu 1xBet di Mohamed Dieng ñu mettre ko daal en lien de détention moom mi di fa Lat Diop ci diiru at bi nga xamante ni moom lañ toll bërki démb nag ñi nga xamante ni mooy pool d'avocat génn nañ daal jàkkaarloog taskatu xibaar yi ginnaaw nag lépp loo xamante ni def nañ ko ci ay révélation yi nga xamante ni moom moo soxal dossier dama bëgg ñu déglu ji maître Omar Youm avocat bi nga xam daal bokk na ci ñiy layal ki nga xamante ni mooy Lat Diop ñu dellu si waat. yow li ñu la dénkoon LONASE kenn newul yow lii nga fi jëlee ci LONASE parce que loolu il faut nga génne ko ci kees yi détournement moom foo ko dégg mooy xaalis bi dañ ko utiliser à d'autres fins wala dañ ko orienté wala dañ ko jël kenn waxul la ne compte sangam compte bancaire sangam wala compte trésor sangam 1 franc génn na fa dem ca poosu Lat Diop wala dem foo xam ne Lat Diop moo ko fa yóbbu ci coobaram amul su amee nañ ko wax na parti génn leeral nit ñi loolu amul extorsion de fonds nga ne yow waa ji daf ma doon menacé di ma violenté di def loo xam ne nii daf may mënuma ci résister mais un homme d'affaires de son rang qui représente une compagnie russe à un certain moment de son audition il dit d'ailleurs man bàyyi woon naa bay dem moom moo ko wax de am déet kon kay kooku mën na résister et du benn société la am juróom-ñetti société wala juróom-ñeent gis naa ñu ko koy limal kooku affaire pa li muy def fii Sénégal c'est peut-être rien par rapport à son chiffre d'affaires global kon le fait qu'on ait tenté même de modifier si on li muy wax dëgg la c'est pas une violence c'est pas une menace non parce que c'est pas une contrainte parce que contrainte bi mooy lii c'est vital bu doon benn société nga am benn activité benn source de revenu mën nañ la ci sonal peut-être mais yow yaa ngi Guinée yaa ngi Mali yaa ngi feneen kooku bu ñëwee toog ci yow magum jëm di brasser ay milliards di liggéey fu ne ci àddina bi ñu ne parce que dañ ma mettre pression moo tax ma joxee xaalis bi mais kooku da nga ko war a njëkk a téye yow bu dee dëgg am na ci dëkk bi kooku nga war a njëkk a téye def ko ci kaso bi soo ko xool na ko muy tuumaal dans quelle mesure li muy wax dëgg la mais dëgg amatul fii wax ay waxu caaxaan yooyu maa ngi gis mu ne waaw jabar ji gaañu Lat Diop moo ko liggéey ba mu dee c'est-à-dire que d'abord loolu rek moom jar na diffamation moom loolu moom dinañ ci déposer plainte ci loolu waaw loolu dinañ ci déposer plainte cybercriminalité ginnaaw moo xew mais man li ma bëggoon terminer rek mooy fi ñëpp terminer ata ngi nii Lat Diop nekk ci kaso bi ci ay waxu caaxaan pour ne pas dire waxu picc ñi ko téye xam nañ li na ci dossier bi ñooñu ko gën a xam li ñu leen mën a ñaan rek mooy nañ xool seen diggante ak Sénégal parce
que la justice est rendue au nom du peuple sénégalais nañu xool seen diggante ak seen borom bi leen sàkk xam ne benn parcelle de pouvoir divin lañ leen jox pour ñu ci àtte seeni morom yoo xam ne gënuñu leen ëpp ñu leen juddu dàq ñu leen jàng gënuñu leen gore te dañu liggéeyal Sénégal ñu xam ne ñi ñuy tëj ci kaso bi dañu am ay jabar am ay doom am liggéey ñu xalaat seen bopp nekk mettre seen place parce que nag nit tant que nekkoo place ki ngay amal affaire tu n'es pas digne di ko àtte parce que dañu war a def ay nawle ba pare ñu xool seen bopp xam ne seen carrière yii carrière yu gàtt la El Hadj Diouf wax na ko tey suba bàmmeel dafa xat nañu xool seen bopp bu baax instruction même bu doon 6 mois 7 mois sax man je peux être d'accord mais 1 an escroquerie détournement de deniers publics man mosuma gis kuñ ci téye peine ferme bu ëpp 8 mois wala 6 mois et l'instruction n'est pas une sanction avant la lettre waa ji dawul mu ngi fi am nga ay instruments yoo ko fi mën a téye di def sa enquête mais où est le problème dañuy toog di xaar Mohamed Dieng ba kañ pour ñu def confrontation donc wax dëgg yàlla man day li ma gis ci dossier bi moom lay wax sama aqulaay taala du ma inventé dara fii ci li ma wax mu nga nekk ci yëf yi mooy xaalis bi ñuy tuumalanteel ba léegi leeru ci seen biir au moins Lat Diop il a été constant mosuma jot xaalis ci moom bu dul affaire u sponsoring yi ñaar kii wax loolu moom moo defar ay papier moom amul benn papier bu contradictoire moom moo defar tableau Excel am moom moo génne ay WhatsApp am bi mu génnee WhatsApp bi gars yi na ko may WhatsApp yi doyul parce que amul dara lu ci leer waaw kooku nga jël ko tëj ko ci kaso bi Sénégal nag man day dama jàpp ne suñu moytuwul lii xaw ma plan de redressement xaw ma lan mais fu mu bëri ci dëkk tooñ fu mu bëri ci dëkk loo leen mën a am plan boo leen mënti am ak loo leen mënti def France daal di xëddeet parce que baaxul benn jour de prison ak prison ni mu mel ak ñun ni ñu ko xamee kenn warul caaxaane deru doomu aadama di ko yóbbu prison ci loo xam ne ay caaxaan la te lii kenn mënu ko expliquer moo tax li ñu bëgg daal mooy quand même c'est vrai ñu ngi def ay procédures ñu ngi def li ñu war a def mais bu yemul fii tamit justice bi léegi dafa am justice universelle ni ñu defoon ba ñu condamné état du Sénégal 5 millions. kon ñoo ko déggandoo muy ay éclaircissement yoo xamante ni moom maître Oumar Youm bokk ci pôle d'avocat buy défendre kii nga xamante ni mooy l'ancien DG de la LONASE di Lat Diop bi nga xamante ni jamono ji dafa nekk en lien de détention fësal na ko jëmale ko daal ci li nga xamante ni ñu ngi koy toppee kii nga xamante ni mooy Lat Diop ginnaaw gestion foofu ca LONASE gestion fële ca ministère des finances amul dara loo xamante ni tey jii am na rapport boo xamante ni dafa jógee ci inspection générale d'État ni inspection générale financière di IGF ni cour des comptes boo xam daal tudd na turu Lat Diop ne ko yow mi kat da nga def détournement de deniers publics xaalis bi kat dañ la ko joxoon pour que nga def ci lii mais defoo ko foofu fii ak fii nga ko dugal amul dara loo xamante ni tey jii cité nañ ko jëmale ko ci loolu kon tey jii dañu jàpp ne que daal benn nit moo jóg daal def ay dénonciation calomnieuse amul plainte amul dara daal di koy tudd turu Lat Diop gëmloo ni ko daal que kii dañ ko doon ger yaakaar naa ni tey jii kooku tey jii ñi doon ger moom moo nekk ci kaso ba ki def dénonciation bi ñu bàyyi ko mu def coxlaam suñu nekkoon nag ci réew boo xamante ni tey jii dafa am justice ki nga xamante ni moom moo def dénonciation jëmale ko daal ci moom ci boppam moo doon geraate kooku lu ñu war a njëkk a jël ñaf ko ci kaso bi ba noppi dal di seeti li mu wax ndax ki mu ko tuumal dëgg la wala dëgg dem ba am ci preuve soog ko jàpp waaye tey jii lu ñu gis mooy le contraire ki doon ger dañ ko bàyyi mu dem yoonam ki mu jàpp ni que moom la doon ger kooku la ñu tëj ci kaso bi ba tey jii nag wanewul benn preuve boo xamante ni foofu la ko doon geree kon jàpp nañ que daal tey jii lii nga xamante ni mooy justice suñ ko doxalee dëgg rek Lat Diop du nekk ci kaso bi kon jàpp nañ tey jii Lat Diop ab otage la rek boo xamante ni benn parti politique ñoom ñoo ko singali utiliser nag li nga xamante ni mooy seen doole muy la main politique dugal ko daal ci li nga xamante ni tey jii mooy seen bras armé muy li nga xamante ni mooy justice daal di jël Lat Diop dénk ko foofu ca kaso bi mu doon daal ay révélation yoo xamante ni yu doy waar la moom mii di maître Oumar Youm bokk ci pôle d'avocat yuy défendre Farba Ngom daal di koy fësal ba tey suñu actu du jour di àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre atum 2025 sur VIP People TV suñ fa jógee dañuy dem fële ca plateau jàkkaarloo ginnaaw nag bi nga xamante ni benn ci ay chroniqueurs yoo xamante ni ñu ngi doon toog foofa ca plateau jàkkaarloo di Badara Gadiaga jamono ji daal caabi daf ko féetee ginnaaw jëmale ko daal ci lu ñu jàpp daal ab otage la boo xamante daal da doon déranger actuel régime ñu utilise daal ki nga xamante ni mooy seen député di Amadou Ba fexe daal ba nga xamante ni tey jii yóbbu nañ ko daal foofa ca
kaso bu Rebeuss ginnaaw nag kii nag benn interne la boo xamante ni dañ ko invité woon ci plateau jàkkaarloo bu muy ñëw nag dafa indaale benn yóbbante boo xamante ni doomam bu am fukki at la boo xamante ni tey jii lay suivre actualité daal di koy yóbbante ci loolu daal la dellu soit pour ñëw daal di pesal nañu déglu ji li nga xamante ni tey jii doomam yónnee na ko fii ci plateau jàkkaarloo ñu dellu soit maa ngi koy tàmbali di ko toftalee sama mbokk sama xarit Badara Gadiaga. J'ai mon deuxième garçon qui s'appelle Abdallah Nabi Mohamed Abdallah daf ma sonal saa yu may ñëw jàkkaarloo ba tey jii mu prié ma ne ma pa boo demee waxal ma ngir yàlla ne yóbbante naa pour ñu wax ñu libérer Badara Gadiaga sa dañ koy jaay doole. C'est un jeune de 10 ans qui suit l'actualité qui suit mes orientations depuis 2 mois ñu téye ko c'est symbolique. C'est bon bu dee dafa am lu ñu lay jiiñ au moins ñu woo la laat la mais depuis 2 mois ñu téye la dans les liens de la détention la fa yóbbu woon ak la tax ñu téye la fa bokkul. Depuis lors on a dénoncé de toutes les manières. Tout en soulignant en fait parce que damay dégg benn débat bu Sénégalais yi di wax des fois que ni suñu prison yi fees na dell ak ay nit ñoo xamante ni ganaar rek lañ sàcc ñu tëj leen. saa yu ñu dénoncé rek c'est parce que c'est un homme politique. Pourquoi ñuy particulariser certains acteurs contrairement à d'autres Sénégalais mais parce que ces acteurs-là ont des particularités ou bien leur situation a des particularités yoo xam ne daf leen singulariser. bu ñu fàttalikoo li xew fii yëpp man je l'assume d'ailleurs je l'ai dit képp koo xam ne ci kàddu yi Badara Gadiaga yëkkati fii keroog nga ko téye nekkoo ci dëgg. ndaxte ka mu toogoon di waxal wax na lu yées ñu bàyyi ko mu dem muy Amadou Ba Badara Gadiaga biñ koy woo dañ ko téye diffusion de fausses nouvelles du loolu lañ ko téye wooye mais Amadou Ba a fait une diffusion de fausses nouvelles il a mal interprété une décision juridique il l'a mal expliqué à sa manière jiiñ Adji Sarr caga jiiñ Ousmane Sonko complot nu mu tudd client Badara wax ko ci beneen anam parce que booy wax justice benn balance la bu am lu ne job ci digg bi yeneen ñi tolloo mooy juste mooy yemale mooy honnête ci àtte bi loolu rek symbole la DER au-delà Badara on peut évoquer le cas Abdou Nguer te ràpp tëj di wër lu mu def kon ñoo ko déggandoo muy révélation Abdourahmane Sow ginnaaw nag bi nga xamante ni invité nañ ko foofa ca plateau jàkkaarloo bi mu ñëwee muy plateau bi nga xamante ni foofu la Badara Gadiaga doon toog nee na bi muy ñëw dafa indaale benn yóbbante boo xamante ni doomam bu am 10 ans maanaam moo ko yóbbante ginnaaw nag bi nga xamante ni day suivre actualité di ko suivre moom ci boppam mi nga xamante ni mooy papam di Abdourahmane Sow jëmale ko ci ay orientation yi nga xamante ni foofu la ko bëgg a yóbbu nee na daal bi mu egsee lan la ko yóbbante soo toogee plateau mooy nañu bàyyi Badara Gadiaga daal di koy libéré mu ñibbi këram ndaxte dañ koo tooñ jàpp biñ ko jàpp teguñu ko fenn ginnaaw loolu nag doon na daal loo xamante ni benn cri de cœur la boo xam daal moom Abdourahmane Sow jàllale na ko daal ci émission plateau boobu nga xamante ni mooy jàkkaarloo bi nga xamante ni Badara Gadiaga foofu lañ ko téye yóbbu ko ci kaso ba ginnaaw nag ñu bëri jàpp nañ daal tey jii ki nga xamante ni mooy Badara Gadiaga dañ ko tooñ injustement lañ ko jël di jëlee daal di yóbbu ci kaso ba lu ko waral nag tey jii dafa répété daal ay mots yoo xamante ni tey jii Amadou Ba di vice-président Assemblée nationale nekk député bokkoon ci Pastef moo ko yëkkati ci ay kàddu moom Badara daal di répété même propos yooyu rek tey jii ñu bëgg a jël Badara yóbbu ci kaso bi jël Amadou Ba bàyyi ko mu ñibbi kon jàpp ne que daal loolu injustice la ci réew mi nga xamante ne tey jii dafa am justice yaakaar naa ni tey jii lii di kaawu Badara Ga ku nekk mën na jàpp ne que daal ab otage politique la ginnaaw nag moom xalaatu Abdourahmane Sow foog na ni que tey jii nguur gi au lieu que ñuy xees ki nga xamante ni mooy Badara Gadiaga ay Badara Gadiaga daf leen waroon dimbale ndaxte li nga xamante ni Badara Gadiaga mi ngi koy wax ñoom dañ ci waroon sukkandiku jéem a jubbanti li nga xamante ni mooy seen toogaay ak seen taxawaay jëmale ko ci ñu ñuy gérer nii nga xamante ni mooy état nguur soo ko bëggee yor doo xool toujours ki nga xamante ni dalay jey da nga xool ki nga xamante ni mi ngi lay critiquer nga xool critique yi lan moo ci positif lan laa si mën a jëfandikoo ma jëriñ ko pour que ma defar li nga xamante ni tey jii mooy sama toogaay waaye tey jii dañ ko jàppee benn ennemi alors que waruñu ko woon jàppee li nga xamante ni tey jii mooy ennemi mu doon révélation yoo xamante ni moom Abdourahmane Sow indi na ko ci plateau jàkkaarloo ba tey ci seen acte du jour di àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre atum 2025 suñu jógee ci Abdourahmane Sow dañuy dem seeti jiitale ci poche ki nga xamante ni moo ko jiite muy ki nga xamante ni mooy l'animateur
coordinateur de la RTS Ndiak Ba ginnaaw nag bi nga xamante ne changé nañu kii di ministre de la justice di Ousmane Diagne indi benn militante wala ki nga xamante ni sympathisante bu parti bi di Pastef di Yacine Fall pour que mu régler leen daal lépp loo xamante ni jàpp nañu daal ay lenteur la woon nekk ci justice moom mii di Ndiak Ba nag déposé na daal ki nga xamante ni mooy Yacine Fall mi ngi koy xamal daal en tant que lanceur d'alerte chaque jour mën na ko jox dossier boo xam ne daal tey jii mën na ko saytu mu daal di koy àtte comme ñoom dañuy yàkkamti justice alors que tey jii am na dossier yu bëri yoo xamante ni tey jii ñoo gën a urgent tey jii ñu war leen teg ci table bi nañu déglu jëlee révélation de Ndiak Ba télé ci poche ginnaaw nag bi nga xamante ni mi ngi koy dénk ki nga xamante ni mooy la nouvelle ministre de la justice di Yacine Fall ñu dellu si waat. salaamaaleykum sama gars yi télé ci poche gars yi madame Yacine Fall sunu nouveau ministre de la justice man Ndiak Ba borom télé ci poche en tant que ministre de la justice chaque jour dama la bëgg jox benn dossier boo xamante ne da nga ko war a teg sur la table atte ko bu dee rek dëgg moo la tax a jóg bu dee rek si ministère fas yéene wul doxal comme par parlo affaire de kumba am ndey kumba amul ndey comme ni nga ko waxee woon. Nous devons d'avoir un système judiciaire qui puisse aussi faire cela et punir toutes les personnes qui ont tort, qui commettent des crimes, que ce soit des crimes économiques ou des crimes sociaux, sans qu'il y ait comme on dit, sans qu'il y ait de favoritisme. Madame le ministre, chaque jour, nous allons indil un dossier. Nous avons tibbé ci membre gouvernement bi nak. Nous avons tibbé ci wa Pastef. Nous avons tibbé fenen. Parce que nak wa Pastef. Ils ont trop fait. Ils ont trop fait. Kon bok tay dossier Dame Mbodj la indi. Madame la ministre de la justice mo jox lako. Nga atté ko atté bu jaar yoon. Parce que nak genre ñi heure bii dafa leen waroon fekk prison ndax nag seen pexe bu sotti woon dina doy waar lool gars yi dañuy déglu Dame Mbodj dossier bii laa indi tey jox ko madame le ministre de la justice ñu xool daal di ñëwaat. man la Dame Mbodj citoyen sénégalais syndicaliste enseignant. yu yomb na te jafewul su mot d'ordre bi jibee ok ñi nekk Kër Massar avant tout nañu dem ñoom bloqué péage bi. te ñuy tëral oto dañuy ñëw taxaw dóori xeer ñii bu ñuy dóor xeer ñeneen ñi ñooy ñëw ci oto ni borom wàccal parce que képp kuy dox nag naan woy sama yoon nekku ci dëkk bi jàmm fi am defeyaale ci la bokk kooku mérité nañu taal oto wàccal ba mu wàcc avant tout dañuy bënn réservoir bi tànk ci essence bi loo xam ne dañ koy yittewoo daal di taal boobu bu beneen oto ñëwee nga daal di sotti essence boobu taal ko muy ñaar beneen ñëw ñetteel ba nga tëralaat ngacc moo xam gasoil la wala essence dañuy yor ay brin ak martu ndànk ci suñu sac comme ay maçon wala man nga am nga droit yor sa turel menuisier am nga droit yor say bagage dóor bu même boo ko yorul sax cric bi donc soo ko dóoree bu baax a baax ci réservoir bi wala ñu puqar ci boo oto bi jaaxaane sooy dindi tuyau bi essence bi di sottee nga tànqaat téye taal boobu li nga tànk nga taale ko 4e oto bi bu ñu taalee 6 oto ci péage bi boolee kooki xeer taal gisee bala ñuy nekk foofu raag bi démarré foofu ñii dem daal di baare VDN bi ñii daal di baare route de Rufisque bi terre bi ñu daal di taal dañuy taal nday benn wagon terre bi boole ko jël xeer yi aj ci kaw pont yi waaw dóor mu toj na tàkk na lépp yàqu ñoom li ñu sàcc buñ ko génnee après lépp la ñuy mën a defaraat waaw moo dor bu jubee foofu la affaire yi di commencé VDN bi tamit ñu dem côté Nord Foire jëm kaw taal muy dem il faut ñu taal ay oto minimum war nañu taal loo ramat 60 oto bloqué affaire yi parce que képp ku jóg nag di dem di doxi moom ci dooméeraam yi la bokk su boobaa mën nañ koo taal waaw bu ñu nee moom moo dool bi jub képp ku jóg naan day dem rek ci dooméeraam yi la bokk bu ñu taalee oto après il s'en fiche taal nañ fi ay doomu jàmbur rey nañ fi ay doomu jàmbur lu seen waajur mujjee nit moo gën a cher oto il faut ñu taal bi la ñuy commencé doog a nag commencé nag dox raak mil coy yi bu ñu indee jàmm fekk fi jàmm bu ñu indee ay ñoom itam ñu commencé jee jàmm dara nervi yi bu ñu ñëwee ñu jàkkaarloog ñoom nañu nekk en masse dal ci seen kaw jàpp yeew taal def nañ defoon mairie Bamba Fall ba bu ñuy taal booy taal ñetti nervi yi ñeneen ñëpp dañ leen éliminer dootuñu wax ba pare ñenn ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di créé seen i kër la ñuy dem taal bu coow la jubee fii ak ñu ngi naan jàpp nañ kenn jàpp nañ ñaar day yomb mais bu fekkee ñëpp jógandoo nañ léppay ji. madame la ministre wala boog madame le ministre lépp dañ koy wax dossier baa ngi noonu mu ngi ci say loxo parce que nag ñii dafa mel ne rek li leen taxoon jóg mooy ay poste intérêt Sénégal taxu leen woon jóg
taal Sénégal ba accéder pouvoir moo leen taxoon jóg tey jii il est nommé DG pour avoir sa part du gâteau dossier baa ngi ci sa table nag teg naa ko fa suba wala ba gannaaw suba dinaa ñëwaat ci beneen dossier boo xamante ne également en tant que sunu ministre de la justice dañ ko war a àtte. kon ñoo ko déggandoo muy révélation yoo xamante ni moom Ndiack Ba télé ci poche daal dina koy jagleel kii nga xamante ni mooy ministre bu bees bi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu justice di Yacine Fall bokk ci ñi nga xamante ni ñooy défendre Pastef ginnaaw nag dafa ñëw rek pour teg dëgg pour rendre justice jëmale ko nag ci li nga xamante ni tey jii ñu bëri ci ay militants Pastef dañ jàpp ne que daal Ousmane Diagne mbiram dafa yéex jëmale ko daal ci wàllu justice moo tax tey jii li nga xamante ni maanaam mooy Yacine Fall ñu daal di koy tabb comme moom ci ñoom la bokk xëy na dina gaawal justice moom mii di Ndiack Ba nag tey jii mën na ko tegal chaque jour benn dossier sur la table pour que mu atte ko mu gaaw sénégalais yi xam fan la dëgg féetee su dee justice kese moo ko yëkkati injustice yëkkatiwu ko kon Ndiack Ba fi muy tàmbalee maanaam mooy ci ñi nga xamante ni tey jii amaana dañoo bokk ci Pastef wala ñenn ñoo xamante ni dañoo bokk ci membre gouvernement bi kon bare na dossier yoo xamante ni tey jii war na ko mën a teg mu leer ci bopp askan bi ñu ngi koy tàmbalee mooy tey jii li nga xamante ni am na fi de février 2021 ba février 2024 gis nañu lépp loo xamante ni jotoon na fi xew ci ay manifestation ay taal ay yàq ba ci ñi nga xamante ni bërki démb dañoo génn daal di avouer carrément jëmale ko daal ci ay forces spéciales lañu ko ci mel ni Pape Ousmane Seck moom nga xamante ni mooy frère u Akhenaton ku nekk mën na jël dossier am daal di teg ko ci kaw table bi daal di koy atte xamal ni ko lu tax mu nekkoon force spéciale ginnaaw loolu am na ñeneen ñoo xamante ni tey jii ñu ngi ci membre gouvernement bi tey suñu demee fële ca ONAS ku mel ni ONAS Gate bi nga xamante ni Cheikh Dieng dénoncé woon daal benn scandale boo xamante ni nekk na ci lu tax mënooguñu atte yooyu li nga xamante ni moo jëm ci affaire u scandale u Azer bi ba tey jii loolu war na ko mën a atte dégg ngeen Dame Mbodj foofu aussi bi mu wonee photom jëmale ko ci manifestation yi lu mu doon diggal xale yi nañ dem ci autoroute à péage yi oto bu ñu gis nañ ko arrêté daal di dajji lii di réservoir essence bi daal di tànq ci essence bi taal ba noppi jël beneen oto daal di koy taal keneen ku bañ ñi def ko la même chose kon yaakaar naa ni tey su dee justice rek la ñu bëgg ñii nga xamante ni ils ont fait trop de mal dans ce pays ils ont gâté beaucoup de choses dans ce pays yàq fi loo xamante ni état moo ko moom yàq fi loo xamante ni ay citoyens ordinaires ñoo ko moom je crois que suñu bëggee rendre justice dañuy njëkk a commencé ci ñi nga xamante ni ñàkk nañu seen alal ñi ñàkk seen emploi ñàkk lépp doon ay victimes ñu tàmbale ko ci loolu ak ki nga xamante ni tey jii moo doon diggal doon complice boo xamante ni tey jii dafa participer ci lépp loo xamante ni dafa yàq Sénégal je crois que mën nañ ko tàmbalee ci loolu bërki démb gi gën ki nga xamante ni mooy Kayré jóg na fi dénoncé kii nga xamante ni mooy Khoureychi Thiam bi nga xamante ni moo jiite fees ci lépp loo xamante ni moom moo leen doon jox xaalis di ko jaarale ci yoxu kii nga xamante ni mooy Yaay Fatou pour que ñuy taal dëkk bi dégg ngeen fi keneen ministre boo xamante ni neewoon na daal fépp fu ñu taalee pëna moom moo doon wax xale yi naka la ñuy taalee pëna te ñooñu tey ñi ngi ci biir gouvernement bi je crois que su dee dañu bëgg a rendre justice au nom du peuple sénégalais je crois que am na dossier yoo xamante ni yu bare yu ñu mën a tàmbale te moom mii di Ndiack Ba télé ci poche mën na ko proposer kii nga xamante ni mooy Yacine Fall su dee justice kese moo ko yëkkati ba tey ci seen acte du jour di àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre atum 2025 suñ fa jógee dañuy dem seeti ji le chroniqueur l'influenceur du mouvement Gëm Sa Bopp les jàmbaar bu Bougane Gueye Dany ginnaaw nag bu mu defee ay révélation yu doy waar indi daal ay propos yoo xam daal yu contradictoire la jëlee ko daal ci kii nga xamante ni mooy leaderu parti Pastef yoo xam daal mi ngi ko doon yëkkati jamono ju nga xamante ni mi ngi nekkoon ci opposition bi ak tey bi nga xamante ni tey jii mi ngi fii nga xamante ni mooy chef du gouvernement nekk ci biir état bu Sénégal jëmale ko daal ci kan la ñu war a tabb tey jii mu nekk li nga xamante ni mooy ministre de la justice wala kan la ñu warul tabb pour que mu nekk ministre de la justice nañu déglu ji lépp loo xamante daal mi ngi ko doon dig ñi nga xamante ni daal mooy askanu Sénégal jëmale ko daal ci lépp loo xamante ni tey jii maanaam dafa concerner li nga xamante ni mooy gestion état est-ce que kaddu yi nga xamante ni leaderu parti Pastef mi ngi ko doon tenir mu nekkee à l'opposition ak tey bi nga xamante ni egsi na ci bopp pouvoir bi ndax méngoo na wala méngoowul ñu ngi ko déglu ji dellu si waat. maa leen diggoon ni leen bu Ousmane paree ci discours ba muy def ca Italie dinaa leen indil Sonko mu weddi Ousmane en tant que opposant ministre de la justice kan lañ ko war a dénk. mooy ki nga xam ne nite na jëlee ko ci formation jëlee ko ci parcours am. tey yow da nga ko jëlee ci am magistrat dénk ko ku bokk sa parti politique. loolu wedd na say wax lan nga tuumaaloon ñi nga xamante si ni ñoo la fi jiitu ni moom la ñu doxalee ak seen i ministre de la justice yi. bu dee yow dañ daa jiital ci réew da ngay jël koo xam ne amul benn vertu moom nga koy jox pour soo ko nee tey faagaagalal Abass Fall mu dem faagaagal ko. liquideel ma adversaire politique bi mu liquidé. yaa fi waxoon ni ministre de la justice woo na ko jàppal dëcc dafa war a jàpp dëcc weddewaat na say wax tey. Ousmane ministre de l'intérieur kan lañ ko war a dénk. te lu toll ni ministère de l'intérieur du caaxaan cim réew amul ministère bu ko gën a stratégique mais bu ko gën a dangereux ci équilibre réew ministère de l'intérieur
du lu ñuy politiquer kaaraange Sénégal la stabilité Sénégal la. ministère de l'intérieur kenn du ko dénk ku ñorul. sa ministre de l'intérieur bi xaw ma ñor na xaw ma xaay na waaye da nga ko jëlee ci ab général dénk ko sab avocat lii la fa wax tey. naka lañ lay joxee réew ñu ne la déedéet ministère de la justice waroo ko dénk koo àndaloon demal seet koo xam ne yoonam newu ci nga teg ko foofu ministère sangam waroo fa teg koo àndaloon demal seet koo xam ne yoonam newu ci woon amaana sax dala doon xeex nga jox ko ministère boobu loolu mooy ban réew. ñu ne kenn daawu ko wax déggoo ko ci kenn waxulu ko Sonko moo ko waxoon Ousmane dikkaat tey weddi ko. man ñi ngeen di liggéeyloo ñëpp boo leen boole ñaata lañ. dajalee li ñuy distribuer yëpp ci responsabilité ministre directeur général directeur d'agence yëpp boo leen boolee c'est moins de 500 postes est-ce que ñun matuñu ay milliers est-ce que ñëpp mën nañ leen jox poste. matuñu 500 journaliste bi posé question entrepreneur bi ñaata Sénégal lay liggéeyloo. en tant qu'entrepreneur ngay employé en même temps plus de 400 personnes ñoo xamante ni voilà 564 donc personnes yoo xam ne ñu ngi ci say ndodd tey politique d'emploi bi ñu war a amal dëgg pour yow ci fan la war a basé wu. 564 ci ñàkkul boppam la leen di fayee pomme du new raisin du dem moytu loon discours kat yi day fal jëfkat yi. kon ñoo ko déggandoo muy kaddu yi nga xamante ni l'influenceur du mouvement Gëm sa bopp les jàmbaar bu Bougane Gueye Dany def na ko muy jàngat boo xamante ni bu am solo la jëlee ko daal ci li nga xamante ni mooy ay kaddu yoo xam daal mi ngi rote woon ci làmmiñu ki nga xamante ni mooy leader bu parti Pastef jamono ju mu nekkee ci opposition dégg ngeen ko lu mu waxoon nee na xéwal commencé na feeñ ci Sénégal ñaar fukki fan fii ak ñaar fukki fan waxul weer nag ñaar fukki fan la wax Sénégal dina neex ba jéggi dayo ba nga xamante ni tey jii kenn dootul soxla kenn tubaab mooy soxla Sénégal tey jii pour ñëw fii Sénégal daal di koy dimbale ginnaaw loolu nag mi ngi koy laaj kon lan lay wuti Chine lan lay wuti Turquie lan lay wuti foofu nga xamante ni mooy ca Milan ginnaaw nag lu mu waxoon ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci diaspora bi tey jii bés bu ñu fexee ba jël Pastef teg ko ci bopp réewu Sénégal dinañu xam ne lépp dëgg la tey nag dem na foofu nee na daal fii ak le 18 muy suba incha allah dinañu lancer daal lii nga xamante ni mooy diaspora bonne nag soo ko déggee maanaam ab cotisation la muy natt boo xam daal daf ko sàkku daal ci ñi nga xamante ni ñoo nekk ci diaspora bi pour que ñu jox ko xaalis daal di cotiser pour que mu defar réew mi ma foog ni nag réew moo xamante ne daal ci ñaar fukki fan day naat ñu am yaakaar est-ce que tey jii di nga soxla xaalisu ñi nga xamante ne tey jii ñoom lañ doon xaar ci yow pour que nga xool tey jii naka ngay améliorer seen condition en tant que ay sénégalais de l'extérieur mais da nga delluwaat ci ñoom tey jii pour sàkku ci ñoom ñu jox la xaalis pour que nga liggéey ba noppi ñu daal di takk seen biir ci diiru ñetti at ana ñaar fukki fan yi nga waxoon en tout cas mu doon daal ay propos yoo xam daal yu contradictoire la yoo xamante ni daal suñ ko xayma jëmale ko daal ci kii nga xamante ni mooy influenceur bu mouvement Gëm sa bopp les jàmbaar indi na ko dellu si waat nag aujourd'hui tey jii dellu si ci li nga xamante ni moo nekkoon xalaatu leader du parti Pastef jëmale ko daal ci ministre de la justice kan lañ ko war a tabb mooy ki nga xamante ni dafa am parcours am formation tey jii jëlee nañ fi Ousmane Diagne di majeur boo xamante ni dafa def formation bi am parcours bi indi ki nga xamante ni tey jii mooy seen militant ton wax bi mu waxoon démb ci wàllu ki ñuy tabb def ko ministre de la justice daal dina waroo ak tey jii kàddu yi nga xamante ni tey jii moom la jël ak li mu nemmeekoon tey jii ci réew bi ba ci ki nga xamante ni mooy Bamba Cissé bi nga xamante ni moom lañ jël def ko ministre de l'intérieur mu bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko doon défendre est-ce que démb li mu waxoon bi mu nekkee opposition ak bi mu taxawee Milan li mu naan daal tey ministre de la justice dañuy xool tey jii ñu àndoon ak ñoom doon xeex ñooñu lañ koy tabb mais duñ jël keneen koo xamante ni nekkul ci biti mu daal di koy tabb lan moo indi contradiction jëmale ko daal ci kàddu yi nga xamante ni moom à chaque fois lépp lu mu mës a yëkkati daal te araamaloon ko jamono ju mu nekkee opposition bu mu ñëwee nekk ci pouvoir daf ko daal di daganal est-ce que du manipulation ak discours populiste bi moo ko rattrapé ba tey jii du xam fu muy teg tànkam ba tey ci seen acte du jour di àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre atum 2025 suñ fa jógee dañuy dem seeti ji soldaaru Dandemayo ginnaaw nag bi nga xamante ni moom mi di leaderu parti Pastef bi mu nekkee foofu daal ci meeting bi nga xamante ni mi ngi ko doon amal foofu ca Monza plus particulièrement foofu ca Milan daal dina sàkku daal ci képp koo xamante ne sénégalais da ngay yeewoo foofu ca diaspora bi te Sénégal soxal la pour que ñu mën a redresser économie bi foog ku ci nekk daal di cotiser joxe daal xaalis lu mu am mënte am daal pour que jox ko état bu Sénégal ñu mën ko gouverner defare ko li nga xamante ni daal mooy réewu Sénégal ci biir loolu nag ki nga xamante ni mooy soldat bu Dandemayo taayu na tontu ki nga xamante daal mooy leader bu parti Pastef ci meeting bi ak li nga xam daal sàkku na ko suba lañ koy tàmbali muy le 18 bi mu waxoon daal danañu lancer li nga xamante ni mooy diaspora bonne nañ déglu ji soldaaru Dandemayo dellu si waat. dégg nag premier ministre bi mu demee ci diaspora bi mu naan leen du da ngeen leen di maye maanaam da ngeen di joxe après jëlee la du yéen a koy joxe même waa réew mi dañuy joxe man ku man day laaj ku ma laaj man moom xam naa ne kenn du ma laaj sax waaye ku ne ma
li Ousmane Sonko waxoon fële ca diaspora ba soo ko bëggee déposé tey nga koy defee ku ma ko wax rek dinaa doxaan sa ndey yéen ñu jox leen réew voté leen budget yëkkati ay milliards teg ko seen loxo ñeen naa ñu ay waxu cotisation mel na ku nekk ci daayira wóor na yàlla patriote bu ma ci dajeel nga ne ma Ousmane li mu waxoon fee lañ koy déposé temps ngay déposé ku ma ko wax bu ma doxaanee sa ndey xam ne yéen yebu leen nit ñi njiit goo xam ne yërëmoo sa askan di leen laaj ay cotisation wax ay joxe leen lii ak ay su leen joxee lii après danañ leen remboursé su leen remboursé danañ loolu alalu bayti maal la dafa araam loolu alalu bayti maal la dafa araam waaw gannaaw nag ñoom ci lu araam rek la ñuy dox looloo tax ñu bëgg ñoo def loolu man booy Pastef ku ma ci teseel nga ne ma li Ousmane waxoon fële lañ koy déposé loolu rek boo ma ko waxee wóor na yàlla man ak yow ba tribunal dañu say 9 milliards teg ko ci nga wax Bassirou Diomaye Faye ay kii milliards am 11 milliards am na ko ci teg El Malick Ndiaye fond politique am na ko ci teg ba la ñu sonal yow doo yërëm nit ñi yow yërëmoo Modou yi moo tax nga dem ba ci moom di leen laaj ay xaalis Modou bu ci sa ndey liggéeyut sa baay liggéeyut nag dajaleen sa weccet dina am nga yónnee ko état du Sénégal benn Modou bu ndeyam gërëmut na ko def. li ngeen di dégg ñu naan caisse noire xam ngeen caisse noire caisse noire suñu programme laa wax ne suñu programme su dee ñun ñoo am majorité assemblée caisse noire nga jël 17 milliards voteel ko benn nit ne ko nag kenn du la contrôler yaa ko moom bu la neexee dugalal ci benn néeg sotti pétrole taal kenn du ci wax dara nga def ko ci ay sac di wër Sénégal di jënd nit ñi di joxe gauche droite pour ñu voteel la wala di jënd ay journalistes pour ñu waxal la ñun dañu ne suñu jëlee réew mi waaye balaa loolu bu ngeen ñu joxee majorité assemblée caisse noire dootul am Sénégal. kon ñoo ko déggandoo muy soldaaru Dandemayo tontu nag bi nga xamante ni tontu na ko leaderu parti Pastef jëmale ko daal ci li nga xamante ni mooy diaspora bond bi nga xamante ni mooy cotisation bi nga xamante ni daf ko sàkku daal ci képp koo xam ne daal yaa ngi yeewoo foofa ci diaspora bi pour que nga mën a joxe sa ñaar dërëm wala sa ñetti dërëm pour que ñu jox ko daal di koy dajale état du Sénégal mën a redresser li nga xamante ni mooy économique moom daal nee na képp ku ko laaj rek di nga xam fan nga koy fekk ndaxte tey jii lii nga xamante ni tey jii état bi mi ngi koy defee gisuñu benn réew boo xamante ni maanaam ci cotisation lañ koy def rek ginnaaw nag bi nga xamante ni démb da nga ne woon am nga solution am nga xam-xam am nga mën-mën lépp loo xamante ni daal dafa jëm ci li nga xamante ni tey jii maanaam mooy caisse noire ñu ko dippee woon ni que daal dafa xaraam fii nga xamante ni mooy ci Sénégal tey moom mi ngi sëgg ci 9 milliards boo xamante ni dafa xaraamoon démb tey mu dagan président de la République sëgg ci 11 milliards bi nga xamante ni démb dafa xaraamoon tey mu daal di dagan ñoom ñu bëgg a lekk seen 9 milliards ak seen 11 milliards ba noppi daal di sàkku ci ñoom ak tuuti bi nga xamante ni daal ñu ngi koy gagné pour ñu jox leen ko en tout cas loolu yanuwul maana yéen a ko déggandoo moom moo taxawoon nee na ci seen programme lii nga xamante ni mooy caisse noire daf ci bokk caisse noire nag boobu nga xamante ni tey jii moom la ñu araamaloon démb te suñu ñëwee dañ koy daal di supprimer malgré supprimer wuñu ko mais lañ fi fekkoon dañ ko dolliwaat ba nga xamante ni kii di président nattalaat nañ ko lu toll ci ñetti milliards juróom-ñeenti milliards amul woon ci li nga xamante ni mooy primature ba noppi ñu tattaat li nga xamante ni mooy juróom-ñeenti milliards yoo xamante ni tey jii yóbbu nañ ko foofa ca primature te moom moo koy taal moom moo koy gérer moom moo koy yor mu doon xaalis boo xamante ni tey jii yaakaar naa ni démb ñoom am na luñ ci waxoon waxuma la rek leaderu parti Pastef waaye ki nga xamante ni tey jii mooy président bu assemblée nationale dafa yëkkati woon ay kàddu jëmale ko daal ci li nga xamante ni mooy caisse noire nañ ko déglu ji tey dellu si waat. ban leader ngay dégg muy wax ci caisse noire à part Ousmane bi ne suñu yéegee ñun on supprime les caisses noires il y aura juste les fonds secrets concernant fonds secrets ñëpp xam nañ la tey su amee ay système d'espionnage de l'État et cetera te loolu même loolu day am mécanisme de contrôle boo xam ne day am waa parlementaire bi ñu si bokk ak judiciaire ak ñoo xam ne présidence moo leen di yebal doo dégg président bu wax ci caisse noire yi parce que caisse noire yi mooy problème mu Sénégal yëpp ci la ñuy jëndee ngoro nit ñi ci la ñuy corrompre ci la ñuy defee lépp parce que dañ lay jox 8 milliards par an ne la laajum la noo koy dépensé bu la neexee nga jël 8 milliards yëpp bloqué sa compte pour sa doom donc loolu dafa nekk ci loo xam ne mooy tax nit ki nekk buur maanaam yor xaalis bu ne gàññ boo xam ne lu ko ci neex def te kenn sañu ko ci wax dara.
kon ñoo ko déggandoo yamul rek ci leaderu parti Pastef kii nekk tey actuel président bu assemblée nationale di El Malick Ndiaye jamono ju mu nekkee opposition dégg ngeen ko lu mu wax nee na dégguñu benn leader boo xamante ni tey jii mi ngi wax ci li nga xamante ni mooy caisse noire moom dong la ñu dégg mu ciy wax caisse noire boobu nag dañ koy supprimer remplacer ko daal ay fonds secrets yoo xamante ni tey jii maanaam fuñ koy dugal dañ koy xam tey jii nag gis nañu daal lépp loo xamante ni diggee woon nañ ko démb ñoom tey amul dara loo xamante ni def nañ ko ci moom mi di El Malick Ndiaye mën nañu jàpp ni que daal weer bu dee am na 50 millions soo ko xaymaa ci at bi dina toll presque ci 600 millions yoo xamante ni tey jii dina ko am ci caisse noire moom mi di premier ministre tey jii am na juróom-ñeenti milliards yoo xamante ni caisse noire la kii di président am na lu toll ci fukki milliards ak benn yoo xamante ni am na ko ci caisse noire am moom premier ministre juróom-ñeenti milliards yoo xamante ni tey jii am na ko loolu yëpp suñ ko xaymaa ñaata la ci xaalis te jamono jooju dañu ne woon dafa xaraam ndagam ñoom rek ñoom ñoo ci doon wax tey bañ ko doon wax est-ce que ba ñu ñëwee jëfee nañ ko wala jëfewuñu ko kii nga xamante ni ci ñoom la bokk muy Lassana Fofana Keïta moom ci boppam dafa teg vidéo bi mujj jommi sax ci ñi nga xamante ne tey jii ñoo waraloon démb mu doon taal ay live am di xeex di combattre pour que ñu jëlee fi kii nga xamante ni mooy président Macky Sall kon sénégalais yi dafa jot tey jii ñu yeewu rax ci dolli diaspora bi nga xamante ni dem nañ ci ñoom di leen naan daal dañuy lancer benn diaspora bond alors que caisse noire boobu dégg ngeen El Malick lu mu wax yaa ko moom kenn du la contrôler kenn du ci def daal su la neexee nga jël lépp daal di koy virer ci sa compte jabar wala ci sa compte doom tey jii loolu ñu ne woon dafa araam teguñu ko fen ñoom tey moom la ñuy jëfandikoo lan moo ñu ne tey jii moom leaderu parti Pastef du jël juróom-ñeenti milliards yi daal di koy virer ci compte doomam wala compte ay jabaram en tout cas yéen a ko gisandool seen bopp kon sénégalais bu nekk war nga yeewu ci discours bi nga xamante ni jamono ji waa Pastef ñu ngi leen koy tenir ba tey ci seen acte du jour di àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre atum 2025 fii ci VIP People TV suñ fa jógee dañuy dem seeti ji benn ex militant bu Pastef bokkoon ci parti bi di Pastef ginnaaw nag bi ñu egsee ci pouvoir bi xeex bi nga xamante ni mi ngi ko doon xeex ak déception yaakaar bu tas bi nga xamante ni tey jii am na ko tey nag indi na ay révélation yu doy waar ndaxte Pastef tey suñ leen joxul woon ñu diriger réewu Sénégal fii ba àdduna du tukki kenn du mës a am jàmm kenn du mës a gëm ñii luñ doon wax duñ ko def en tout cas mu doon daal ay aveu de taille yoo xamante ni benn ex militant boo xamante daal tourné na le dos ki nga xamante ni mooy leader du parti Pastef def na ko nañ ko déglu ji dellu si waat. léegi dinañ leen muñal de kon mën a jàpp nag nañ ko jàpp nan def lu leen neex waaye wallahi wal kitaab yi benn mandat la ñuy def abal ñu. incha allah te ñii gis nga ñii bu ñu jëlul woon réew mii barke Seydina Muhammad réew mi day tàkk. parce que dañoo demoon ba dañuy xam nga liñ naan yaa sës ci dee gi. loolu moo leen daloon. dañoo demoon ba bu ñu jëlul Sénégal day tàkk far force. Amadou Ba mii bu gañe woon réew mi du gouverner. keneen ak keneen bu gañe woon réew mi duñ gouverner xalaatuñ ko parce que dañoo demoon ba maanaam téye affaire yi en mai liñ naan cooki fee bañ doon wax dañoo demoon ba taxaw foofa maanaam Sénégal tàkk rek jël réew mi rek mbaa Sénégal tàkk ba jeex foofa lañ tegoon affaire yi. moo tax nii ko yàlla dogale rek moo baax nii dong la baaxee nag parce que tey jii buñ jël woon réew mi duñu xam seen cuune ah. il fallait que mooy ñu ñamal leen ñu xam lii état xam li nga xamante ni mooy am réew nan lañ ko war a yore. ak am réew nan la war a doxee. mais ñii buñ leen joxul woon réew mi barkeb Seydina Muhammad duñu xam ñii seenu tëlee. te jëlewu tëlee. ndax tëlee weesuwul yow ngay natt topp ak nit ñi natt te jël alalu askan wi sa waay di ko caxatee di sañsee di def yu la neex. koo ci gis mi ngi biir baa ngi rëy bay bëgg a dee amum ndodd costume ba nga doon ko prêter serment sax jotatu la. di jàpp alalu askan wi di ko lekk nii di ko muucu ci loo xam te ne bii sunu alal la ba pare di rey nit ñi ak natt di lëre nit ñi. dañuy naxe rek ay milliards la ñu yor tëdd ci mais il fallait que mooy ñu wan ni nit ñi ñun dañoo pauvre yoruñu dara. loolu dong la mais Fall léegi bu ñu tourné ci démb Fall Macky Sall 12 ans dañ ne leb na 13000 milliards defar ci travaux yi mu ci def yëpp Sénégal ñëpp teg nañ ci bët. mais ñii daan leb di liggéey. waaw léegi xaaral ñii dañoo ñëw 18 mois la xaw ma 17 mois ñu leb 11600 milliards yoo xamante ni mënuñu la wax fii lañ ko teg Fall. waa léegi loo xamante ni bi yow Macky Sall ci 5 ans ya nga xamante ni moom la njëkk a def est-ce que leb na ca loola sax. dégg ñu ne Macky Sall 12 ans 13000 milliards lañu. léegi nag alal jooju nag léegi fan lañ ko dugal ñoom ak fan lañ wax ni alal jooju fan lañ ko def. xanaa doon dañ ko jël teg ko fi. waa parce que boo fi yéegal laaj ko dalay saaga ndey. Macky Sall nag fekk fi pétrole te pétrole bi ñu ngi koy manipuler normal mi ngi dox normal 5 ñu ngi koy génnee te dañ ne woon jaay nañ pétrole bi xaalisu pétrole bi anamu te loolu bokkut ak xaalisu pétrole bi. pétrole bi laa la wax ñu ngi koy consommer normal. te bokkut ak lépp boobu ma jambal kay nee na sa waay am na lu mu ci dóor. am na lu ci sa waay yooyu milliards yu bari nan la ko nit mën a yore yow te bàyyi saw askan ñuy dee ci ay mbënd
taalibe dëgg gaa ngi feeñ de taalibe dëgg gaa ngi feeñ de dëgg gaa ngi feeñ de. waaw ndànk gaa yi yooyu milliards ba pare nekk ci Sénégal nekk ci guuta nii may waxee ak yow nii barke Seydina Mouhamed am na ci ñoo xamante ni bii nii ñànk tang la ñuy togg xëy togg dem wuti soos buñ ci def mbaa bëggëj buñ ci rëj mbaa kànjagun ci rëj def ko ci pour mën a dundal seen njaboot. barke Seydina Mouhamed am na Sénégal. Sénégal am na ay yu doole ñoo xamante ni bii nii dama ni man xawma lu mu doon man. enfin loo toppoon Sonko. sama xol bi moo jeex tak. léegi man moom baal naa la. gis nga li ma dal nii xoolal li ma dal nii. non man baal naa la léegi Fall man baal naa la. li ma dal nii am na ñu mu dal ñoo xamante ni bii Fall baal naa la Fall baal naa. kon ñoo ko déggandoo muy révélation boo xamante ni benn militant Pastef moom moo ko yëkkati ginnaaw démb bi nga xamante ni Pastef jaraloon na ko adunaam jaraloon ko bakkanam jaraloon ko lépp tey jii xamal ni que Pastef dafa diviser Sénégal moom ki nga xamante ni seexam la ñoo bokk benn biir bu ñu génnee ñoom ñaar dañoo jaaroo woon tànk kii dafa jaar ne kële jaar na leen lu ko waral nag maanaam mooy discours bi nga xamante ni leaderu parti Pastef dugaloon na ko ci seen biir bopp tey nag dafa mel ni ñoom ci seen bopp ñoom ñoo am déception ñoo am yaakaar bu tas nee na Pastef nag ku leen lu leen neex nañ ko def nañu fal ku leen neex nañu jàpp ku leen neex mais na leen leer ni que mandat bi juróomi at la benn mandat donc la ñuy def dañuy daal di dem seen yoon mu mel ni que daal ñeen ñu jàpp ne que daal lii nga xamante ni mooy gàllaaju Ibra italien dafa commencé toj ndaxte kii nga xamante ni benn fervent combattant la woon tey jii dafa quitté lii nga xamante ni mooy navire bi nga xamante ni Pastef moom la doon conduire lu ko waral nag manipulation bi nga xam daal ak propagande boo xam ne daal defoon nañ ko ci seen kaw jëmale ko daal ci diaboliser boo xam ne daal orchestré nañ ko woon jëmale ko daal ci régime mu président Macky Sall tey jii moom la daal di découvrir ginnaaw nag lu mu leen tuddee mooy mos dem 2024 2029 ngeen waroon ñëw pour mos uniquement pour ngeen dem ndaxte tey jii li tax Pastef nekk ci bopp réew mi sax yàlla moo ko dogal ndaxte Pastef su nekkuloon ci bopp réew Sénégal lu bëri tey jii sénégalais du ñu xam ne manipulation la woon du ñu xam ne diabolisation la mais ginnaaw bi ñu leen tegee devant les faits accomplis je crois que tey jii lépp leer na mu doon daal benn aveu de taille boo xamante ni moom mi bokkoon ci parti bi nga xamante ne mooy Pastef bokkoon ci fervent combattant yoo xamante ni xeex bi jaraloon na ko lu nekk tey jii moom ci boppam moo njëkk am regret waxtuma la nag ñi nga xamante ni mosuñu gëm lii nga xamante mooy discours Pastef ba tey ci seen acte du jour di àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre atum 2025 suñ fa jógee dañuy dem seeti ji Abdoulaye Ndiaye bokk ci pôle de communication bu l'honorable député Farba Ngom ginnaaw nag bañ ko jàppee woon ca kaso ba lu toll ci juróom benn weer lamp loo xamante ni dund na ko daal foofa ca biir kaso ba bu mu génnee nag def na ci daal ay révélation yu doy waar ginnaaw nag démb bi nga xamante ni mi ngi jàkkaarloo nag ki nga xamante ni mooy Mohamed Diop ci émission boobu ñuy dippee Sen Show foofa ca Sen TV nañu déglu ji vie carcérale bi nga xamante ni moom Abdoulaye Ndiaye jot na ko dund daal ci juróom benn weer yoo xamante ni mi ngi ko nekkoon foofa ca kaso bi Saloum moo ko doon coordonné am na benn certain góora benn chef de maçon bu ñu jàpp foofu moom it mu ñëw fa gérer lépp lu jëm ci ouvrier yi bi ma ñëwee waxtaan ak ñoom li ma demandé daal mooy casque dañ koy tere ci biir ak sécurité man du ma liggéey ci benn bâtiment te sol ma casque ak sécurité ñu commandel ma benn paire sécurité indil ma ko ak benn casque indil ma plan yi ba jox ma carte blanche ma ànd ak ouvrier yi coordonné leen ñu am équipe de ferraillage bu fa nekkoon ma dem seeti leen xool fer bi xool li ma ci war a dolli ñu dolli ko ci chef de cour bi tamit am xel mu dal ci loolu yàlla dogal nag ma ànd ak ouvrier yëpp ñu liggéey ko waaw nañ ko def ci 6 mois yàlla dimbali ñu liggéey ko ci ñetti weer très bien léegi waaw nag am na bâtiment yu fa nekkoon parce que ci ndimbalu président Macky Sall bi ñu ñëwee ci pouvoir bi kaso bi xatoon bâtiment yi fa nekkoon ancien laaj naa leen bâtiment yi kañ lañ ko fi def ñu ne ma yenn yi 2017 lañ ko fa def ba 2024 mooy Sambour 44 45 ak 46 ak 47 ak Sambour 50 ak 52 ak Sambour 48. 50 mooy bi Abdou Nguer nekk. 50 la Abdou Nguer nekk 45 mooy bi Bachir nekkoon. Bachir bi ñu ko njëkkoon a yóbbu. mën après 48 maag Bachir ñoo mujjee bokk chambre. man ñoo mujjee bokk chambre. parce que loolu bi mu amee tamit am na beneen liggéey boo xam ne constaté waale naa ko ci biir bi ma nekkee employé dama libre ci biir kaso bi 48 dafa am ay fenêtre yu ne ci kanam ci ginnaaw amul fenêtre nit ñi dañuy summeeku def yaramu neen foofu moom boo fa ñëwee silettement rek nga soxla ak kilote ak kubéeru siwo bu ndaw bay uppoo ndax ventilo yi bu ñu lay upp ndox ngelawul tàng lañ lay jox parce que dañ ne woon détenu du gis ci biti maanaam néeg yi ne étage yi ci kaw fenêtre du féete ak tali bi ndax duñ gis ci biti bi ma demee expliquer chef de cour mën nañoo defar fenêtre boo xam ne avant bi day def nii nga xam ne bu ñu xoolee ci suuf la ñuy gis yàlla dogal nag mu wax ko directeur bi ñu accepté ko ma bënn 48 6 fenêtres dem 43 bind fa 3 fenêtres ci suuf ak 45 yéeg 46 ci kaw def 6 fenêtres dem 47 def fa 6 fenêtres dem 52 seen 12 yi 50 seen 12 yi amul woon ay fenêtre ma di génne fa ñaari fenêtre après nag bâtiment bi ma defal benn bi def naa ci 10 fenêtres pour mu ñu jàkkaarloo pour mu am ngelaw lu doy après nag beneen néeg bi ma xam ne comme léeg-léeg prison am ñuy tux te léeg-léeg ñu maye yenn néeg yi tux benn bi ma naa ko def 16 fenêtres comme ça bu amee ñuy tux
du permettre rek ngelaw li dina mën a jàll ba yow daal marché yi nañ la ko jox yow daal marché yi kaso bi moom nañ la koy jox même 50 bi Abdou Nguer nekk ak 59 50 ak 49 balaa ñu fay génn chef de cour bi jënd na 8 aspirateurs ñu monté ci néegu ñoom Abdou Nguer bi 4 aspirateurs monté ci néeg bi nga xam ne yóbboon nañ fa Adama Fall 4 aspirateurs pour maanaam administration pénitentiaire ñu ngi def lu ñu mën pour que détenus yi nekk ci dans les meilleures conditions mais li indi mooy mandat de dépôt boo xam ne dañ ne bu kenn defati négociation bi daan am ci chef de quartier bi maanaam dara am ñu mën ko waxtaane ci chef de délégué de quartier bi ba mën fa juboo gendarmerie daan am ñu woo chef de village ak imam ñu ñëw ci gendarmerie ba waxtaan ba loolu bu ñu ko mënee régler ba ñu egg léegi li am mooy mandat de dépôt automatiquement da ngay dem police garde à vue ñu yóbbu la procureur mandat de dépôt nga dem nii la Sénégal di doxee loo bëggoon sànni foofu waa ñuy dem waaw d'abord man ni Sadji bi mu wax sama yaram a ngi dawaan très honnêtement parce que yàlla dafa dogal ñu amoon benn jafe-jafe fan yi ñu génn suñu Pa Wuli Diop di ko jaalee askan bi yëpp ndax conseil municipal la woon commune des Agnam nekk doyen politique yi encadré fa ba gaañu ñu demoon fa ci njaal bëgg dem léegi nag loolu décès booboo tax sax defaguñu woon benn acte de manifestation parce que ñu ngi xaar ñu demoon ci dëj bi ñëw mais suñu ñëwee fii ici à Dakar nous avec les gens de l'Alliance de l'opposition daañu def ay marches pacifiques pour libérer des détenus politiques pas Farba mi feebar ba ba doy war tey ji Xaadim Ba damay woon dem seeti ji ko tey mais dañ ne ma Xaadim ma nga hôpital daa feebar moom it dafa feebar Aba Mbaye bi ñu koy indi sama néeg dama doon jooy parce que Aba bu toogoon 48 1 heure de temps day faatu Aba ban wala Maodo Mbaye waaw Maodo Malick Mbaye day faatu kii nu mu tuddati Koulibaly Doudou Koulibaly bi ñu koy indi ci néeg bi damaa tiit Doudou Pali bu fa defoon 1 heure de temps day faatu ñoom ñëpp bi ñëwee Doudou Pali ba ñëwee infirmier lañ ko dem Aba Mbaye dañ ko génne yóbbu ko fële parce que mënatu faa nekk te Farba dafa infini département Kanel ak département de Podor mais yemul foofu Farba dafa dem Goudiri Koumpentoum ak département ba gagné ñaari député ba pare yóbbu ñoom Baaral Fafana Congo ñu gagné foofu 16 députés yi takku wàllu yi mais Farba Ngom moo liggéey 10 députés yi moo gagné 5 députés région de Matam ak benn député muy 6 mu gagné ñaari député Goudiri ak 2 députés yu ñoom Baaral Fafana ak yu Afrique centrale yi léegi loolu lañ toog xool seen rapport yi kon ñoo ko déggandoo muy Abdoulaye Ndiaye bokk ci pôle de communication buy défendre ki nga xamante ne mooy l'honorable député Farba Ngom ginnaaw nag bi nga xamante ne jàpp nañ ko lu toll ci juróom-benni weer foofu ca prison bu Rebeuss netti leen daal naka la dundee ci biir prison bu Rebeuss lan la liggéey ci biir prison bu Rebeuss ndaxte bu mu ñëwee foofu ku xam Abdoulaye Ndiaye en tant que chargé de communication bu Farba Ngom en même temps promoteur la mu nekk daal ki nga xamante ne architecte la nekk daal ki nga xamante ne day liggéey ci wàllu bâtiment jot naa daal liggéey ay néeg yoo xamante daal ñi ngi foofu ca kaso ba moom jot na ko tabax ndaxte bu mu egsee dafa am loo xamante ni Saloum ak Gora ñoo ko doon coordonné ginnaaw nag ba mu ñëwee moom en tant que entrepreneur dafa xam ne que daal que moom du liggéey ci li nga xamante ni amul sécurité ndaxte casque dañ ko fay tere ak sécurité mais dañ ko commandel benn daal di koy indi mu laaj leen plan yi ñu jox ko ci saa si la leen tabaxal foofu daal ay néeg ci biir kaso ba ginnaaw nag bi nga xamante ni liggéey bi mi ngi waroon toll ci juróom-benni weer moom mujj na ko réussir daal ci ñetti weer yoo xam ne daal nekk na ci kaso ba ànd ceeg daal ay ouvrier yoo xam ne daal ñoom ñoo ko doon jàppale am na ay chambre yoo xamante ne tey jii maanaam amul woon fenêtre ci ginnaaw mooy yi nga xamante ne daf féetee kaw ndaxte kaso bi dañuy tere ñiy gis mbedd bi moo tax ci li leen proposé tey jii ñu defal ko daal ay fenêtre yoo xamante ni avant bi day wàcc ba nga xamante ni détenu bul xool ci suuf kese ngay gis maanaam doo gis mbedd bi ci lañ ko daal di accepté le kon yaakaar naa ni tëjëm ci kaso bi tey indi na benn expertise boo xam ne daal jëriñ na ko ñi nga xamante ne tey jii dañu nekk en lien de détention xam leen ni ko aussi am na ay chambre yoo xamante ni tey jii defaroon nañ ko durée bi maanaam 4 ans la woon tey jii ñëw na daal di koy réfectionné waat defaraat ko ba mu baax ndaxte tey jii li nga xamante ni maanaam mooy xam-xamam tey jii moo tax tey jii loolu yëpp mën a am muy kàddu yoo xamante ni moom Ablaye Ndiaye indi na ko ci ndimbalu nag ñi nga xamante ni tey jii dañ leen jàpp ci kaso ku mel ni Farba Ngom ku mel ni Khadim Ba ak kii di Maodo Malick Mbaye ñoom ñëpp jàpp ni que daal tey jii dañoo feebar ci biir kaso ba malgré nag bosu Farba rek moo feeñ waaye bosu Khadim Ba aussi moom Ablaye Ndiaye mujj na ko révélé ak bosu ki nga xamante ni mooy Maodo Malick Mbaye bi nga xamante ni moom moo nekkoon DG ANAMO dañ ko fa daal di jàpp mu doon daal li nga xamante ni moom Ablaye Ndiaye fësal na ko daal jëmale ko daal ci li nga xam daal mooy liggéey bu mucc ayib boo xam daal réussir na ko foofu ca kaso bu Rebeuss ba tey ci seen acte du jour di àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre atum 2025 suñ fa jógee dañuy dem seeti ji Amidou Anne bokk ci Alliance pour la République ginnaaw nag bi ñu ko invité ci Sen TV mu jàkkaarloo ki nga xamante ne mooy Néné Aïcha dellu si waat na daal ci lépp loo xamante ni tey jii moo soxal irresponsabilité bi nga xamante ni tey jii leaderu parti Pastef du chef du gouvernement am na ko tey jii moo jural Sénégal lu bëre jëmale ko daal ci li nga xamante ni maanaam mooy crise économique boo xam daal plongé na ci li nga xam daal mooy réew
réewu Sénégal dellu soit na aussi ci situation actuelle boo xamante ni daal ñu ngi koy dund la ñuy déglu ji une pertinente et brillante analyse boo xamante ni daal moom mii di Amidou Anne def na ko ginnaaw bu mu jàkkaarloog nee na Aïcha. Nations Unies moo ko wax ba pare ne ñaari réew la tudd Sénégal ak Cambodge Sénégal ak Cambodge Nations Unies nee na grâce aux 12 dernières années Sénégal génn na ci réew yi gën a ndóol dem léegi ci réew yi dugg dóomu yi te bu ci tegee effort bu ndaw mun na nekk effectivement un pays émergent beneen bi taw dama ci d'accord mooy la réalité du pouvoir effectivement dafa am parce que boo nekkee ci biti mën ngay wax mais boo ñëwee effectivement xëy na la nga fay fekk wala na ngay doxalee du doon et c'est là où moi je pense que li leen rattrapé mooy wax ju bëri ak promesse yu bëri alors que liggéeyoo sérieusement et c'est d'ailleurs le vrai problème du PASTEF c'est qu'il n'était pas préparé à gouverner xam nga PASTEF boo koy classifié dans la science politique dafay mel ni ce qu'on appelle les partis populistes xam nga politique dafa am les partis de gouvernement mooy PDS PS APR AFP c'est des partis de gouvernement mooy ñoom dafa am tout le temps ni ñuy doxalee parce que maanaam li ñu bëgg mooy jël réew gouverner ko donc doo leen dégg ñu naan ay dañuy Samuel Doe dañuy def nii dinañ changer réew mi ci ñaari weer et cetera loolu mooy les partis de gouvernement mooy PS en France les républicains et cetera léegi nag mu am nag des partis populistes ñoom bëgguñu gouverner ñoom li leen intéressé rek mooy agiter idée brocarder nit ñi jaxase xam nga coow li bari le PASTEF je pense que jusqu'en 2021 22 peut-être 23 c'était un parti boo xam ne jàppoon na ne mënta gouverner moo tax ñu wax lu leen neex moo tax tey ji boo xoolee xale yi di rappeler souvent les VAR et cetera parce que jàpp naa ne ñoom dañu nekkoon ci phase boo xam ne bëgguñu woon gouverner te dañu jàppoon ne mënuñu gouverner un concours de circonstances 2021 li fi am bon jarul ñu ci dellu 2023 changé na complètement la structuration politique du pays ba Pastef arrivé au gouvernement parti yooyu nag Europe ak Amérique bu ñu gouverner dañuy def ce qu'on appelle leur aggiornamento dañuy def une mue ne man kat la ma doon wax démb ak na ma doon doxalee démb en tant que parti populiste dama koy bàyyi parce que maintenant j'ai l'exercice du gouvernement j'ai l'exercice du pouvoir maintenant je gouverne léegi nga basculer am ay wax yoo xam ne ay waxu caaxaan yoo doon wax nga bàyyi ko donc loolu je pense que daf leen rattraper maintenant autre chose si li ñu naan li ñu fi fekk et cetera c'est là où nous on a aussi beaucoup à apprendre d'eux loolu moo tax aussi ñun avec le mouvement des cadres bi Pape Malick jiite ak la CAP bi président créé et cetera mooy aussi ñun même dans l'opposition ñu liggéey sérieusement sur des questions techniques les questions d'économie les questions d'énergie ak les questions des droits des femmes les questions de l'éducation de la santé lu nekk ñu réfléchir xool lañ fi bàyyi le fi gouvernement bi def ak ñu aussi comparer ak lii xew au plan international parce que Sénégal n'est pas un îlot isolé du monde Sénégal dafa bokk ci organisation UEMOA bokk ci CEDEAO boo gisee les questions sécuritaires ñun dañ ciy def ay xalaat di ci liggéey di ci réfléchir def ay notes ci suñuy réunion suñuy cadre pour préparer wu à l'exercice à nouveau du pouvoir. C'est clair alors peut-être foofu populisme la wala du populisme vous avez jugé mais des fois aussi dafa am yoo xamante ne peut-être ay promesses électorales lay nekk parce qu'on a entendu le président de la République Macky Sall temps yi nekkoon opposition doon wax une gestion sobre et vertueuse wax ne que dinañ atteindre l'autosuffisance en riz dinañu justice bi dinañ ko gën a ñoŋal et pourtant la réalité peut-être était tout autre bi mu nekkee au pouvoir donc des fois ça change et c'est pas parce que populisme là mais c'est autre chose peut-être. Non moi je pense que les promesses du président Macky Sall dans l'opposition yu bari quand même pour man réaliser nañ ko en tout cas def nañ ci ay jéego. wax naa la léegi gestion était sobre et vertueuse. mais une gestion parfaite n'existe pas mais de mon point de vue et encore une fois je suis factuel moi je pense qu'en 2012 bokk na ci par exemple yi Macky Sall njëkk a teg mooy renforcer doole Cour des comptes ba may ko tey jii doole ak pouvoir par la loi mu mën a def liggéeyam. Il y a aussi la création de l'OFNAC, par exemple, sur la question de la transparence, de la bonne gouvernance, etc. Aussi renforcer quelque part en fait les juridictions yi fi nekk la création du parquet national du parquet national financier bokk na ci mécanisme yooyu ñu teg sur les questions de bonne gouvernance sur les questions d'énergie wax naa ko léegi on a multiplié l'énergie par 4 sur les questions d'agriculture on a am na résultats yu am solo par exemple ma la jox un exemple vous savez que sur campagne agricole bi passée sur la question sur l'arachide par exemple selon les données de USDA l'Union United States Department of Agriculture mooy le département d'agriculture des États-Unis le régime a fait 56% de moins en termes de récolte avec 731 000 tonnes par rapport à l'année précédente 56% de chute récolte en matière ci gerte mooy wàllug arachide donc du coup moi je considère toute gouvernance effectivement n'est pas parfaite il y a des plus il y a des moins mais li am solo
li am solo mooy am na promesse yoo xam ne kay mosoo dégg peut-être régime bi fi nekk même Ablaye Wade di ko wax mooy dinañu régler réew mi en 2 mois on va abroger la loi d'amnistie on va faire ceci on va fusionner les agences les appels les appels non il avait dit avant le 30 juin avant le 30 juin la ñu waxoon avant le 30 juin. Oui, mais il a même répété que dinañ fusionner justement ces agences et puis l'appel à candidature yaa xam naa ci loolu ngay ñëw mais loolu également ñu ngi koy mettre ci yenn en tout cas direction yi ñu ngi koy ils avaient dit qu'est-ce qu'ils avaient ils avaient dit appel à candidature à tous les postes mais xam nga yooyu pour man c'est des promesses farfelues yoo xam ne non pas électorales parce que pour man la gouvernance nee na loolu ñun c'est notre position la gouvernance ne saurait déroger à l'exigence de sérieux réew du ay caaxaan réew du ay fo réew boo koy wut da ngay nekk nit ku sérieux parce que boo ñëwee loolu moo lay permettre nga def ay promesses yu sérieuses nga liggéey bu sérieux def programme bu sérieux loolu moo lay may boo ñëwee même bu dee atteindre lépp parce que lu mat amul yàlla rek moo ko am lu ci bari quand même nga mën ko doxal ba tey jii doo ñëw rek au bout de 6 mois bon li nga waxoon ne finalement nga dellu ci ginnaaw. am loo xamante ne tam dafa am importance muy réconcilier le peuple sénégalais et réconcilier le peuple sénégalais dafay jaar par justement peut-être muy ñu def justice par rapport à ce qui s'est passé entre 2021 et 2023 ñu changer ministre bi xalaat ni que peut-être justice boobu ñuy laajte et de part et d'autre que ça soit côté opposition wala côté pouvoir sax peut-être ñoo ko gën a yàkkamti cette justice pensez-vous que dinañu arriver à faire justice entre ce qui s'est passé ci événement yooyu la. Le PASTEF ne veut pas la justice le PASTEF veut la vengeance c'est très différent xam nga lan mooy justice mooy ñu jël ay faits ñu demander peut-être police wala justice ñu def ay enquêtes yu sérieuses ay instructions yu sérieuses qui respectent un principe fondamental dans un état de droit mooy la présomption d'innocence le bu ko defee ñu enquêter à charge et à décharge après ñi pare procureur bu ñu pare juge d'instruction yi jébbal bu dee am na jar na lu jar a topp ñu jébbal ko dans des juridictions de jugement ñu àtte nit ñi le PASTEF ne veut pas de la justice le PASTEF veut de la vengeance te dama koy teg ci ñaari niveau boo xoolee les partisans du PASTEF suba yow da nga koy gis man ñun ñëpp dañu koy gis sur les réseaux dans les médias lan moo tax diw di wax ba tey lan moo tax jàpp ñun ñëpp dañu koy dégg faut pas se voiler la face ñun ñëpp on l'entend ça c'est pas la justice ça c'est la traque pour dans un but de vengeance boobooy bi ci njëkk deuxième bi parce que bi muy interpréter la loi d'amnistie dafa li mu bëggoon mooy ku bokk ci ñun rëcc ku bokkul ci ñun ñu jàppale teg la ay daan wax naa ko fi léegi ñoom bi ñuy wax naan les événements de 2021 qui sont des événements absolument dramatiques mais kan moo nekkoon le chef d'état-major général de la gendarmerie c'est le général Jean-Baptiste Tine kan moo nekkoon son adjoint c'est le général Moussa Fall 2021 n'est-ce pas donc Jean-Baptiste Tine était là en 2021 Aminata Touré boobu effectivement xëy na dem na mais 2021 demagul 2023 bi le général Moussa Fall est passé au commandement de la gendarmerie kan moo nekkoon son adjoint c'est le général Martin Faye aujourd'hui où est le général Martin Faye moom moo remplacé le général Moussa Fall 2021 kan moo nekkoon le chef d'état-major général des armées sénégalaises le général Biram Diop aujourd'hui où est le général Biram Diop c'est le ministre de la défense nee ces événements-là sont dramatiques toute mort est une mort de trop mais su ma sañoon affaire yooyu ñu gérer ko de manière très responsable très sérieuse et très sereine. Qu'entendez-vous par gérer de manière responsable et sérieuse? su may wax gérer de manière peut-être weesuwul loolu. non su may wax de manière très responsable mooy que ñu bañ a pointer ay forces de défense et de sécurité parce que la police c'est pas la police de Macky Sall pas la police de Bassirou Faye c'est la police nationale. L'armée c'est l'armée nationale. La gendarmerie, c'est la gendarmerie nationale. Donc il faut qu'on fasse attention. On ne peut pas pointer aujourd'hui des éléments importants, des segments importants du dispositif de l'État du Sénégal di leen affaiblir ci ay waxu politique. Maintenant sur l'amnistie, ma position. Attendez Amidou, foofu même bu fekkee ne que les forces de l'ordre, je suis tout à fait d'accord mais bu fekkee ne que ci biir dafa am ñoo xamante ne dañoo def, ils méritent d'être sanctionnés aussi. Je suis d'accord. On est d'accord. Mais on ne sanctionne pas des gens sur des réseaux sociaux ou sur des plateaux de télé. Oui, bien sûr. Bah, justice mu ngi fi pour loolu. De télé. Et maintenant, sur l'amnistie, de manière beaucoup plus globale, ce qui s'est passé, on a mené des enquêtes et finalement, d'un commun accord, la loi d'amnistie a été votée. Et le PASTEF était d'accord pour la loi d'amnistie. Et je vais le prouver. Le PASTEF n'a pas voté la loi d'amnistie, mais le PASTEF, entre 2022 et 2024, loi bu ñu fi voté te arrangé wu ko, le PASTEF a saisi le Conseil constitutionnel. Recours en annulation de la loi. Même loi bi ñu bëggee reporter élection yi, ils ont saisi le Conseil constitutionnel, n'est-ce pas?
pour que ñu reporter ko mais le PASTEF n'a pas attaqué la loi portant amnistie gis nga xale yi ñuy manipuler. yow dañoo d'accord. non ils étaient d'accord. mais suñu d'accord voté. mais pourquoi ils l'ont pas attaqué comme toutes les lois yeneen yi ñu attaqué gis nga xale yi ñuy nax ne ak les gens yi ñuy manipuler il va juste se poser certaines questions ñetti questions laa leen wax ñu posé wu ko benn lan moo tax PASTEF attaqué wul la loi d'amnistie bi ñu ko voté en 2024 boobee bi ci njëkk. deuxièmement lan moo tax Ousmane Sonko ak Bassirou Faye dem lijjanti un non-lieu auprès du doyen des juges non-lieu bi Ousmane Sonko moo ko génnee moom ci moom moo ko publié n'est-ce pas lan moo tax mu dem ñoom ñaar ñu lijjanti un non-lieu ci loo xam ne bu dee ñoom ñàppal xoolal ça a été amnistié et troisièmement pourquoi eux qui ont promis avant ñuy ñëw pouvoir dañuy amnistier ne waat jox leen ñu majorité à l'Assemblée nationale ñu amnistier pourquoi ba tey ils n'ont pas ñu abolir pardon la loi d'amnistie bi ñuy wax candidat 2024 dañoo noonu dañuy abroger la loi d'amnistie bi ñu bëggee législative dañoo ne jox leen ñu majorité ñu abroger la loi d'amnistie xale yi nañu posé wu cette troisième question là lan moo tax ba tey abrogé wu la loi d'amnistie di ko jéem a interpréter. oui mais quand on les entend on peut être d'accord ci li ngay wax mais on sent aussi qu'ils ont envie que certaines choses soient claires que les responsabilités soient situées donc jusque là vous voulez dire que dara narul leer. moi je suis comme Saint Thomas moi je ne crois qu'à ce que je vois. et j'ai tiqué parce que j'ai lu aujourd'hui les réponses de Julie Kozak de la directrice comme du FMI da ngay xam ne daal le FMI n'est pas encore prêt effectivement à relancer le partenariat avec parce que li am dafa graw li am ci réew mi. notamment l'irresponsabilité d'Ousmane Sonko dafa jural lu bari lu graw Sénégal et surtout c'est pas que le Sénégal parce que non il n'est pas véridique non c'est qu'il raconte des histoires et je vais te le dire gis nga bor booy leb xam nga bor est-ce que dette cachée kenn du ko fay xam nga dette boo nëbb doo ko fay le Sénégal mosagoo dégg ba tey ñu ne le Sénégal est en défaut de paiement Sénégal mu ngi fay borom donc dette boo nëbb doo ko fay boobay benn bi ci njëkk dette boo nëbb doo ko fay deuxièmement na ne booy leb si international bi ay devises ngay leb euro ak dollar notamment xaalis bu ñëwee fu muy dem BCEAO banque centrale 8 pays ñoo ko seq gouverneur du Sénégalais ivoirien ñooñu ñoo lay jox yow CFA denc devise bu dee amul montant bu toll noonu ci CFA mu defar CFA jox la ko ku ne dégg na gouverneur banque centrale nee na waxi dette cachée yëgu ko donc dette cachée dette boo nëbb doo ko fay te mosoo dégg Sénégal ñu ne la nekk na en défaut de paiement deuxièmement xaalis bi banque centrale lay jaar donc banque centrale nee na yëgul affaire dette cachée beneen bi fonctionnaires yi fi nekk xam nga Macky Sall du mooy nëbb dette même bu dee am na ay fonctionnaires ñoo koy def mais les fonctionnaires ñoom dañu jël kenn ci ñoom ki ci ëppoon xëy ñi ci bokk nañ ci ëppoon solo def ko ministre des finances ñeneen ñi ñu nommé leen ay directeurs et directeurs ñu nekk des gens compétents les fonctionnaires sénégalais moi j'ai travaillé dans l'administration pendant 15 ans les fonctionnaires sénégalais sont des républicains des patriotes et des professionnels c'est pas des gens qui maquillent des chiffres maintenant nag sur donc li mu jur li tax sax mu graaw dans la sous-région parce que kon ñoo ko déggandoo muy kaddu di analyse boo xamante ni moom Hamidou Anne bokk ci cercle des cadres bu Alliance pour la République daal dina koy fësal jëmale ko daal ci bu mu liiree li nga xamante ni mooy discours Julie Kozak bi nekk foofu ca Fonds monétaire international jëmale ko daal ci li nga xamante ni tey jii mooy réewu Sénégal moom jàpp nag daal FMI pareegul pour nuyewaat ay relations yoo xam daal doxoon na ci digganteem ak réewu Sénégal dara indiw ko nag lu dul irresponsabilité bi nga xamante ni tey jii leaderu parti Pastef daal dina koy tenir jëmale ko daal ci inventé ay wax yoo xam daal dina koy wax jëmale ko ci dette cachée ak chiffre boo xamante ne tey jii dañ ko màkkee ba tey jii nag moom ay jafe-jafe pour daal di indi li nga xam daal mooy ay preuve daal di koy teg ci table bi muy kàddu yoo xamante daal moom Hamidou Anne daal dina koy regretté daal jëmale ko daal ci nit naka lañ la mën a dénkee yenn poste responsabilité nga nekk ci benn bopp institution ba noppi nga jël pistolet di ko dóor ci sa biir tànk foog ne yaa ngi yàqal ñi nga wutu alors que yow ci sa bopp ngay yàqal ba noppi daal di yàqal peuple sénégalais ndaxte doo mën a def résultat doo mën a def bilan parce que doo am koppar boo liggéeyee su ko defee askan bi aussi dañuy daal di souffrir kon daal jàpp ni ko daal benn irresponsabilité totale daal la daal di remarqué jëmale ko daal ci chefu parti bi nga xamante ni bu Pastef def na ko jëmale ko daal ci li nga xamante ni tey ji mooy FMI dellu si waat na nag tey jii ci ñaari réew yoo xamante ni tey jii Nations Unies ñoom ñoo def seen rapport daal di koy génnal bokk na ci Sénégal ak réewum Cambodge génn na daal te Sénégal bokk na daal ci réew yi nga xam daal génn nañ ci réew yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a ndóol jëmale ko daal fii nga xamante ni mooy ci àdduna bi te suñu defee tuuti effort rek Sénégal dina bokk ci réew yoo xamante ni dina naat ba baawaan te kenn liggéey kon ku dul le président Macky Sall bi nga xamante ni moom moo fi nekkoon kon tey naka la ñu mën a daanoo ci benn piège ak benn jalousie benn méchanceté ak benn irresponsabilité ba dugal Sénégal ci benn guuta boo xamante ni tey jii kenn xamul fu Sénégal toll en tout cas mu doon daal ay révélation yu doy waar yoo xamante ni moom Hamidou Anne daal dina koy indi en tant que un expert un analyste boo xamante ni tey jii daf bokk ci cadre yi nga xamante ni ñoo yeewoo foofa ci Alliance pour la République
ba tey ci seen acte du jour di àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre atum 2025 suñ fa jógee dañuy dem fële ca Thiès fekk ji fa benn doomu Sénégal boo xamante ni muy Babacar Gueye di un maître tailleur di styliste modéliste en tout cas jëmale ko daal ci benn visionnaire boo xam daal shopping fashion la mu doon benn parcours bu exceptionnel boo xamante ni ki nga xamante ni doomu Sénégal la di yeewu foofu ca Thiès lépp loo xamante ni daal dafa jëm ci wàllu artisanat jëm ci wàllu tourisme jaarle ko ci li nga xamante ni mooy expertise am compétence am ci wàllu mode moom laa bëgg ñu dem découvrir ko ginnaaw nag bi nga xamante ni jamono ji dañ ko sélectionné mu war a participer daal ci benn forum boo xamante ne daal day am foofu ca Chine kan mooy Babacar Gueye nekk foofu ca Thiès di maître tailleur ñu gën ko xam ci BG Couture di styliste modéliste ginnaaw nag bi nga xamante ni première école de formation bu jëm ci wàllu modèle jëmale ko ci coupe et couture moom Babacar Gueye moo ko installé foofu nga xamante ni mooy ca diwaanu Thiès kaay nañu déglu ji parcours Babacar Gueye dellu soir. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours exceptionnel d'un homme qui a marqué l'histoire de la mode au Sénégal. Monsieur Babacar Gueye, passionné et visionnaire, il a su allier talent, rigueur et créativité pour atteindre l'excellence. Récompensé par le prestigieux titre de Ciseaux d'Or, il a reçu en 2001 le prix du chef de l'État, remis par l'ancien président Maître Abdoulaye Wade. Fort de cette reconnaissance, il fonde BG Couture, une maison où exprime élégance, modernité et identité culturelle. À travers ses créations uniques, Babacar Gueye valorise le savoir-faire sénégalais en alliant tradition et innovation. Mais son ambition dépasse la création. Animé par le désir de transmettre, il fonde en 2006 l'Académie de coupe et couture de Thiès, LACCT, agréée par le 3FPT et l'ONFP. Cette académie forme depuis près de 20 des générations de stylistes, modélistes et couturiers professionnels. LACCT, c'est bien plus qu'une école, est un véritable incubateur de talent. Ces formations, de l'initiation au BTS, offrent aux apprenants les outils pour transformer une idée en vêtements parfaitement conçus, grâce à des méthodes modernes et innovantes. Aujourd'hui, Babacar Gueye est reconnu comme un créateur d'exception et un bâtisseur d'avenir. Son œuvre inspire, son engagement marque. Et son héritage continue de rayonner à travers les nombreux talents qu'il a formés. Un parcours impressionnant et une source d'inspiration pour les générations futures. kon ñoo ko déggandoo muy un parcours exceptionnel d'un Sénégalais qui s'appelle Babacar Gueye di yeewoo foofa ca Thiès jëmale ko ci passion ci wàllu mode bi nga xam daal réussir na ko ba indi innovation ginnaaw nag bu mu boolee li nga xamante ne mooy passion li nga xamante ne mooy rigueur détermination ak créativité tey ji moom moo ko valoir tey ji mu egsi au sommet de son art ginnaaw nag doon na koo xamante ni kenn dootu ko présenter à travers le monde de la mode plus particulièrement jëmale ko daal ci lépp loo xamante ni dafa jëm ci créativité moom Babacar Gueye daal dina réussir benn parcours boo xamante ni dañ ko daal di magnifier jëmale ko daal ci vision bi nga xamante ni moom lañ doon seetaan nit la nag boo xamante ni tey jii xoolul lan la ko réewam mën a defal mais moom dafa xool lan la mën a defal réewam kon bokk na tey yi ñu mën a tuddee des patriotes yoo xamante ni dañu nekk au cœur du développement en luttant contre li nga xamante ni mooy le chômage ba noppi daal di participer ci lépp loo xamante ni dafa soxal formation ak créativité muy Babacar Gueye di un jeune boo xamante ni tey jii mi ngi yeewu foofu ca diwaanu Thiès ba tey ci seen acte du jour di àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre atum 2024 dama bëgg nag ñu seetaani benn image boo xamante ni jamono ji mi ngi xew fii ci Sénégal jamono bi nga xamante ni tey jii ñi ngi gis daal premier ministre dem fële ca Italie amal fa daal benn meeting dépassé fa daal koppar bu am solo jël avion présidentiel daal di naaw moom def daal une forte délégation jël ay ministre ay DG loolu yëpp ci xaalisu état du Sénégal jamono ji nga xamante ni nag ñi ngi def seen folklore seen show foofu nga xamante ni tey jii mooy ca Italie ànd ceeg seen ay militants ak seen sympathisants ñi nga xamante ni dañu gëm la woon askanu Sénégal bés bu ñu ñëwee lépp loo xamante daal amoon na fi dinañ ko dindi jëmale ko daal ci concentré wu uniquement ci préoccupation ñi nga xamante ni maanaam ñooy yeewu ci Sénégal ndaxte askanu Sénégal dañu soxla ki nga xamante ni tey jii dafa am ci ñoom yërmande ma bëgg ñu seeti image bi ñu xool nag ndax est-ce que lii war na méngoog tey suñu ay dirigeants ñi leen di gis daal ñu jël avion présidentiel di yàq suñu essence di yàq suñu xaalis di louer ay hôtel di fo di gundandaat jamono ji nga xamante ni ñenn ci askan bi ñu ngi dund genre yi nañu xooli vidéo bi del so gis ngeen ko de image bi c'est triste jigéen bu am doom gis nga ko li koy jàllale këram la amee doom ni accouché metti na trop
ñoo ko gis ci diggu nawet bi nga xamante ni inondation baa ngi sonal askanu Sénégal nit ñi di lóor ci biir ndox yi ñii seen kër nekk ci biir ndox bi nangu lépp kii di benn ndaw su jigéen yoo xamante ni dafa wasin ci li nga xamante ni tey jii maanaam mooy ci biir néegam pour ñu génnee ko gis ngeen lu ñu utiliser muy moyen boo xamante ni moom lañ koy transporter jëmale ko ci ndox bi nga xamante ni commencé na tilim ba alga yi commencé génn tey jii feebar rek bi nga xamante ni tey jii mën na génnee ci mënd bi jamono jooju nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo diriger suñu réew di suñu ay dirigeants ñi ngi jël suñu avion présidentiel di naaw di gundaandaat di amal ay meeting di amal daal ay puukare yoo xam ne daal ñu ngi koy amal foofu ca diaspora mel ni tey jii dañu fàtte seen askan en tout cas doon na daal loo xamante ni lu yéeme la muy image bi nga xamante ni ñun ñoo ko seetaanandoo à vous de juger les Sénégalais merci beaucoup c'était tout pour votre actu du jour quant à moi je vous retrouve la prochaine fois. guddi gi maam moomee guddi gi ñoom ñoo ko moomee mbay guddi gi yàgg na neex na te metti na te dëgër na kaj loolu affaire bu garaaw la xale xamu ko loolu dafa am miel am plante boo xam ni su guddi gi xaajee la tudd dañ ne 45 minutes avant laalal ñaari cuillère boo laalee ñaari cuillère xoolal da ngay bëri doole da ngay bëri